asalaamaaleykum mbokk yi ñooy bàyyi xel fii ci Star TV waaye tamit di ñu topp ci radio bi 96.6 FM wala boog juróom-ñeent fukk ak juróom-benn tomb juróom-benn yi wala nga di ñu topp rek ci Facebook live bi ñu am mbégte ak kontaan te dellu si waat ak yéen ci seen programme suñu réew altine bu jot rek fukki waxtu ak ñaari jàpp jëm benn waxtu ak genn wàlla ngeen di si ànd ak Seydou Camara ak Omar Tunkara tey nag ñu am gan gi nga xamante ne dinañ waxtaan ak moom fii ci biir kër gi mu di Ismaila Ceesay docteur Ismaila Ceesay nag am nañ ko fii ci biir studio bi tey suñu waxtaan nag suñu diggante ak moom lay doon waaye nag kon xam ngeen nuñ baaxoo di defee programme bi rek bala ñoo jublu ci waxtaan yi dañ dee njëkk a dem seeti yéenekaay yi li ñu xëyee ni ki tey nag am nañ ñetti yéenekaay yi ci table bi am nañ Standard newspaper am nañ Foroyaa newspaper am nañ tamit The Point newspaper su ko defee rek bala ñoo dem seeti xibaar yi damay bàyyi Omar Tunkara moom itamit mu nuyoog askan wi Omar nuyu naa la. fay na la Seydou maa ngi lay nuyu di nuyu docteur Ismaila Ceesay di ko dalal si kër gi si jàmm ñuy nuyuwaat askan bi seetaan Star TV ak ñu koy déglu si radio bi 96.6 FM ñu dellusiwaat ak yéen ci beneen programme bu suñu réew altine bu nekk fukki waxtu yi ak ñaar jàpp ko benn waxtu yi ak génnaal moo koy daleen si jàmm di leen fàttali ne Sultan Real Estate ñoom ñoo ñu dooleel ci programme bi. mbokk yi Sultan Real Estate nag ñoom ñoo dépassé programme bi Sultan Real Estate ñu ngi yëngu ci wàllu njaayam pàkk fii ci biir réew mi bu fekkee ne soxla nga dëkkuwaay bu nga moomal sa bopp dëkkuwaay bu mucc ay daal fexeel gisee Sultan Real Estate su ko defee dinañ la jàppale ci mbir moomu ndaxte mun nañ laa jox seen i pàkk yi nga di ko fay nanka-nank ci anam bu yomb fii ci biiram bu jeexee ñu daal di la jox sa kër su ko defee dañuy dalal docteur Ismaila Ceesay ci biir kër gi Ismaila ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Seydou jërëjëf Omar maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Star TV di nuyu doomi Gambe yëpp ñu nekk bitim réew ak ñu nekk biir loo maa ngi nuyu ñëpp di leen wax ne asalaamaaleykum. mbokk yi kon nag yéen a ko déggee noonu rek mooy kàddu yi nga xamante ne bàyyeekoo na ci moom docteur Ismaila Ceesay su ko defee nag dañuy dem seeti li nga xamante ne rek moom la yéenekaay yi xëyee ni ki tey ñu njëkkee ko ci yéenekaay bi di Standard newspaper Standard newspaper nag ci seen i bopp xibaar yi nag yaakaar naa ne xibaar ji si gën a fees daal mooy bataaxal bi bàyyeekoo ci chairman bu Brikama Area Council mu di Sirifo Sonko nag bañ na bataaxal bi nga xamante ne rek deputy chairman bi foofule ca Brikama Area Council génn ko IEC di wane nag UDP dàq nañ ko ci parti bi May Ahmed Fatty moom tamit moo jiite GMC fii ci biir réew mi bokk ci xujeg politique bi yëkkati na ay kàddam nag jëmale ko ci nguuru réew mi di wane daal atte yi ñuy def imaam yi fii ci biir réew mi nag yenduwul benn maanaa naka noonu it nguuru président Adama Barrow bi tamit ñoom jamono ji daal lu ñuy ñaax CRC bi mu di Constitutional Review Commission bi muy për rek ñu fexe ba gis ne daal secrétaire général bi fii ci biir réew mi nag dafay nekk ki nga xamante ne rek lépp lu muy def daal dafay bàyyeekoo ci njiiti réew mi ndaxte bëgguñ secrétaire général bi daal muy doxalal boppam fii ci biir réew mi ci kaw noonu tamit beneen xibaar bu Standard indi daal mooy xibaar boo xamante ne mu ngi aju ci saaga yu ñaaw yu ñuy àggee xeet yi nekk ci biir réew mi mu am ab kuréel bi nga xamante ne jóg nañ taxaw temm bina bataaxal àggee ko nguuru réew mi di wane ne war nañoo jël ay matuwaay ci nit ñi nga xamante ne ñoo dee jékki-jékki rek di saaga xeet yi fii ci biir réew mi su ko defee dañuy ubbi yéenekaay bi rek ñu dem dal ci xibaar yi nga xamante ne rek moom moo aju ci kii di Sirifo Sonko nag moom moo daaxalu bataaxal bi nga xamante ne rek àggee nañ ko IEC ndaxte wax nañ ne nag IEC jot nañ bataaxal bu bàyyee ko ci député chairperson bi ci député chairman bi foofu la ca Brikama Area Council di wane ne UDP dàq nañ Sirifo Sonko ci parti bi kon nag jamono ji moom Sirifo Sonko nag dafa war a bàyyi place boobu as chairman bu Brikama Area Council UDP nag jamono ji seen diggante ak Sirifo Sonko dafa ñagas lool ba waral na Sirifo Sonko moom ci boppam weddina loolu di wane ne bataaxal booba nag boo seetee li nekk ci bopp bi nag loolu bàyyee ko wut ci Brikama Area Council mu mel ni bataaxal bi dëgguwut ndaxte kat bu ñuy binda bataaxal boobu tooguñ ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk council bala ñoo binda bataaxal boobu di ko àggee IEC ba loolu waral moom it bind na bataaxal àggee ko IEC di daaxalu mbir moomu IEC seen chairman bi moo di Alieu Momar Njie buñ ko woowee nag jot nañ ko ñoom Standard newspaper dëggal na xibaar boobu di wane ne jot nañ bataaxal buy wane ne bàyyeekoo na ci deputy chairman bu Brikama Area Council ñu leen di wane nag UDP dàq nañ Sirifo Sonko ci seen parti bi dafa mel ni nag buñ dàqee Sirifo Sonko ba mu nangu loola nag Sirifo Sonko dina ñàkk palaasam bi foofu la ca Brikama Area Council waaye jamono ji bañ na lu génn ci bataaxal boobu mbokk yi May Ahmed Fatty mi nga xamante ne rek interior ministre la woon ci nguur gu fi nekk tey
jiite GMC parti bi moo yëkkati ay kàddam nag jëmale ko ci nguur gi fi nekk tey di wane ne li ñuy def nag teguñu ko fenn ndaxte atte yi ñuy atte imam yi ci ne dañoo yàq luwaa yi nga xamante ne moom lañ tëral pour xeex jàngoro coronavirus bi di waral COVID-19 loolu nag warul ndaxte loolu yenduwul benn maana moom kii di Mai Ahmed Fatty nag jamono ji ñaawlu na loolu bu baax a baax ndaxte nee na am na ay political leaders ak ay political party yoo xamante ne ñu ngi def ay rally ci biir réew mi te loolu nëbbatuwuñ si benn yoon mu ne amul kenn ku mun a miim loolu ci réew mi ne political rally si nekkuñ di am mu ne ñenn ñi sax dañ koy jël du ko dugal ci seen social media bi nit ñi di si teg seen bot lan moo waral arrest suñ ñooñu ñuy dem di arrest imam yi mu ne loolu jaaduwul ndaxte kat interior ministre bi nga xamante ne rek moom moo jiite lu aju ci wàllu kaaraange biir réew mi mu di Yankuba Sonko mu di Sonko nag gaarale ay kàddam ci kanamu député yi muy wane ne am na ay imam yu toll ci fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne attee nañ leen wala boog yóbbu nañ leen ci kanamu luwaa gannaaw buñ yaaxee sarta yiñ tëral pour xeex jàngoro coronavirus bi waaye Mai Fatty moom àndul ci loolu ndaxte nee na daal loolu xeebaate la waaye nag dañ nekk di tuutal imaam yi fii ci biir réew mi lan moo waral ñuy am tànnaateef bu ñuy def ci wàllu luwaa yi fii ci biir réew mi ndaxte politiciens yi daal ñu ngi doxal seen rally yi te kenn arrêté leen ci biir réew mi mbokk yi benn tey tamit am na bataaxal bi nga xamante ne rek àggee nañ ko nguuru réew mi ci njiitalu His Excellency président Adama Barrow bataaxal bi nag bàyyeekoo ci kuréel bi la ñu tuppee ci Manding Network nag wax nañ ne dafa am nit ñu bëri ci àdduna wërngal képp ñoom ñoo bokk ci mbootaay boobu jamono ji nag ñoom lu ñuy sàkku ci président Adama Barrow mooy rek pour mu fexe ak nguuram gi ñu jëfandikoo buntu yi nga xamante ne moom lañ am ci wàllu kaaraange réew mi pour ñu xeex nit ñi nga xamante ñoo dee jékki-jékki rek di saaga ak xet fii ci biir réew mi ndaxte ne nañ képp ku def loola dañ la war a téye seppi la su ko defee ñu yóbbu la ci kanamu luwaa attee la def lu luwaa santaane buñ sukkandikoo ci président bu mbootaay boobu mu di Lamin Anta Jaaju buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi di Standard Newspaper ne nag saaga bi nga xamante ne moom lañ saaga mandinka yi maanaam soose yi fii ci biir réew mi daal loolu warta defee noonu ndaxte day yomb lool benn tey ci beneen xibaar bu ñuy dem seeti rek mooy suñ mujjanteelu xibaar bu ñuy jëlee ci yéenekaay bi di Standard Newspaper foofa nag nguuru réew mi jamono ji lu ñuy sàkku ci CRC bi mu di Constitutional Review Commission bi muy pour ñu fexe ba gis ne daal président bi dina am loxo ci secrétaire général bi fii ci biir réew mi ndaxte CRC bi dafa am benn ponkeel bi nga xamante ne dugal nañ ko ci baatu réew bu bees bi di wane nag bu fekkee ne tànn nañ secrétaire général buy nekk ci nguur gi kooka nag dina def liggéeyam ni mu waree waaye tamit liggéeyam amul kenn ki nga xamante ne moo koy wax nii la wala nele la du am kenn ku ko contrôle fii ci biir réew mi waaye nag nguur gi fi nekk tey wax nañ ne loolu mënut a am ndaxte secrétaire général bi ci ron président bi la nekk kon nag président bi moom moo am sañ-sañ bi pour contrôle secrétaire général bi loolu nag ñu ngi koy sàkku ci Constitutional Review Commission bi ci bataaxal bi nga xamante ne rek àggee nañ leen ko fii ci biir réew mi mbokk yi mu doon xibaar yi nga xamante ne moom lañ jëlee ci yéenekaay bi di Standard Newspaper xibaar yi nag dinañ ko gën a yaatal gën koy faram-fàcce waaye loolu ci pencum Sénégal bi lay doon su ko defee dañuy teewlu Omar Tunkara ñu dem seeti lu muy jëlee ci ñaari yéenekaay yi mu di Foroyaa Newspaper ak di Point Newspaper. jërëjëf Seydou mbokk yi su ko defee ñu dem seeti yéenekaay bi di Foroyaa Newspaper te Foroyaa xëyee nañ jafe-jafe yi nga xam ne nag mu ngi am ci wàllu njàng mi foofu la ca Gambia College nag ndaw yi nga xam ne ñu ngi fay jàngee tey nag si xibaar bi nga xam ne Foroyaa andi nañ ko andi nañ si jafe-jafe yi bari nga xam ne nag ñu ngi koy dund foofu bokk na si online classes yi nga xam ne nag nee nañ management bi nag dañ leen ko sas pour ñu koy def waaye nag dafa am condition si nga xam ne moom la àndal te ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nekk si collège bi nag ñoom loolu mataluñ ko te loolu moo waral nag ñoom dañuy toogawuñ te am na ñoo xam ne sax dañ ne dañuy def doo xam ñaxtu ndax gars yi dañoo dajaloo dem si school bi foofu nag wane seen i naxar wane ne daal dëgg-dëgg ñoom antanuñ loolu maanaam daal koppar yi nga xam ne moom mooy tax ba ñu jënd ay crédit weer bu dee ñu koy jàngee nag ci réew mi ñu ne loolu daal amuñ ko te school bi nag moo leen digaloon ne dina leen jënd ay mégabytes waaye tamit dina leen jox ay téléphone line si nga xam ne ñoom nag moom la gars yi di jëfandikoo mbokk yi benn tey Foroyaa tamit xëyee nañ lu aju ci wàllu gàmmeen si nga xam ne nag jàpp nañ gars yi lu mat juróom-benn fukk ak ñeent si ñoom ñeneen ñi nag ay Nigerians leen la ñuy téye ak yamba ak yi tamit yeneen xeetu drogue yi nga xam ne nag wane nag ñu ngi ko doon jëfandikoo ci réew mi waaye tamit nag ñu si doon yëngu ci wàllu njënd ak jaay mooma ba tax nag wane ne lu toll si 57 juróom fukk ak juróom-ñaar ci ñoom nag ñu ne gàmmeen leen am juróom-benn ñoo xam ne nag ñoom ay doomu réew Nigeria leen ci weeru juin leen jàpp nag fii ci biir réew mi ba tax nag wane ne si loolu fukk ak juróom-ñaar si ñoom dañ leen wane woon foofu ca Drug Law Enforcement Agency seen bureau bi nekk foofu la ca lii di West Coast Region ca dëkk bi di Banjul ni si ñetti fan yi nag ci weeru July atum 2020 abatan nag ñi di DLEAG maanaam ñi seetu wàllu drogue bi ci réew Gambie di ko xeex Dawda Sanyang mi nga xam ne bokk na si ñuy wax si seen i kaddu moom nag wane ne daal mu ne drogue yi la daal maanaam ñi jàpp ni daal daanaka ay xeeti drogue yu bari lañ jàppee gars yi nag fii ci biir réew mi am na ñaar ñoo xam ne Nigerians lañ am ñaar ñoo xam ne Gambians lañ am juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñooñu yëpp ay Gambians lañ ñoom yëpp ñu doon yëngu ci wàllu jaayam
mbiram drogue mooma am na drogue yi nga xam ne nag fekk ne ko gars bi ñëw cocaine maanaam benn xeetu drogue la boo xam ne sunguf la boobu tamit nag ñu ngi ko doon jaay ci réew ba tax nag wane ne loolu fekkee ne ko gars yi te loolu moo war ñu téye gars yi te su kanamee nag dina leen yóbbu ci buntu àttekaay su ko defee ñu feeñal leen fa ñu àtte leen mbokk yi suñu fa bàyyeekoo dinañ dem seeti ji wàllu mile to prisons nag ñu ne nit ñi amoon nañ yaakaar bala nag gannaaw bu coppiteem nguur amee ci réew Gambia yaakaar boobu nag ñu ne dafa mel ni mu ngi xaw a tas de parce que nag ñu ne mile to prisons daal doonoon na place boo xam ne former président Jammeh foofu la daan ooyee 5 star hotel di place boo xam ne dafa daan tëj ñu bëri waaye tamit foofu le li fa daan xew daan ñu bëri nag xamuñ ko woon te teguñ si yoon boot ndax nag am na ñu bëri ñu fa daan tëj nag téye leen nag jëf leen jëf yu ñaaw maanaam téye leen dóor yu métti nag am ñoo xam ne nag faat nañ foofa te yu bëri xewoon foofa daanaka nag tënkuñ ko ci ay kayit nag mu doon loo xam ne nag wane ne daal nguur bi fi nekkoon daal gannaaw bi ñu fa jógee beneen nguur bees ñëw yaakaar na ne nag coppite yooyu dina am foofu li ko waral sax mooy ñu ne nag dañoo sosoon nag benn comité boo xam ne ñu ngi ko ooyee Prisons Reform Committee boo xam ne nag wane ne dinañ soppi melokaanu kaso yi ci réew Gambia loolu nag bu ñu ko sosee nit ñi amoon nañ yaakaar waaye nag bañ demee ba si biir gis nañ ne yaakaar boobu nag fa mel ni mu ngi xaw a tas parce que booba léegi nag kaso yi daal gis nañ ne nguur gi daal defuñ si dara parce que loolu di koy seedal mooy ñi nga xam ne nag feeñ nañ ci TRRC bi fan yii le wax foofu nag jaar-jaaru nguur yi démba bi ak itamit nag condition si nga xam ne ba léegi nit ñi fa nekk nag ñu ngi koy dundee rawatina nag si ñam yi nga xam ne nag ñu ngi koy jëfandikoo mbokk yi suñu fa béyekoo dinañ dem seeti ji rek beneen yéenekaay di Point Newspaper nag xëyee nañ coowalu suuf bi nga xam ne nag mu ngi lëmb réew Gambia bii yoon nag foofu la ca tundub Upper River Region la xewee ci diggante dëkk bi ñoo wax Walibakunda ak Pretenda foofu nag ñu bari jëlee nañ foofu gaañu-gaañu am benn kër goo xam ne nag dañ koo taal ba mu jee tàkk am ñoo xam ne nag jëlee nañ foofu gaañu-gaañu yu métti ñu yóbbu leen nag ci lopitaan bu mag bi nekk foofu la tali di Basse coowalu suuf si nag ñu ne mu ngi dox si diggante ñaari dëkk yooyu ndax nag waa Pretenda ñu ne tool bi ñoom ñoo ko daal di moom te daanaka ñetti fukki at maanaam fanweer at ci gannaaw ñoom ñu ngi fay béy te musuñ ci am benn problème waaye fan yi daal ñu ne waa Waliba ñoo yeewu rek dem foofu ne daal tool ñoom ñoo ko moom loolu nag moo andi cooli seen diggante ba ñu bari nag jëlee foofu gaañu-gaañu ëpp fukki nit jëlee leen fa gaañu-gaañu yóbbu leen ci lopitaan yi Basse pour ñu dem fajee leen foofa ñu ne nag police yi nekkoon foofu la ca Fatoto ñoom ñoo ñëw nag pour taxaw nag xeex boobu nga xam ne nag mun doon am foofa parce que nag ñu ne am na benn waaj yoo xam ne nag kooku këram bi dañ ko taal ba mu jeex takk waaye tamit nag am na keneen koo xam ne fensam bi dañ ko jël daal di koy daaneel te askanu réew mi jàpp ne daal yëfi coowal suuf bi daal yàgg nañu oote ne pour nguur gi jóg si taxaw si pour mun a saafaral problème booba moo koy Sirif Kijera moom moo nekk chairman bu Gambia Center for Victims of Human Rights Violations mooy kuréel gi nga xam ne ñoom nag dañ leen tooñoon si nguur bi fi nekkoon démba ki ko jiite nag di Sirif Kijera mu ne daal feek nag ñi liggéeyal ñu àndoon ak Jammeh di liggéey ak moom ci réew mi te defoon yàqu-yàqu yooyu ci réew Gambia démba feek ñu ngi si nguuru Adama Barrow bi daal jàpp ne ne nguur gi si lépp luñ dugg daal du sotti nag fii ci biir réew mi moom Sirif Kijera nag mu ne amul benn coppite nga xam ne nag mën na fay amee feek yaa moom ki di Adama Barrow mu ngi liggéey ak ñu liggéeyoon ak yaa Jammeh démba te ñu amee nag place yu am doole nag ci nguur gi ñu nekk foofu ay borono mbal tànk mu ne nag xeex bi xeex daal ak fuñ béyeekoo nag dafa sori pour ba léegi moom kii di Barrow nag ak nguuram bi nañu continuer si tactique yi nga xam ne nag moom mooy former président Jammeh kon nag jàpp na ne daal nit ñi foog ñu mànkoo su ko defee nag nit ñi ñu dégg seen i baat te xam ne daal kilifa yi nekk ci nguur gi dañu war a xam ne daal nit ñi léegi daal nekk nañu benn waaye tamit nag lañ seetaanoon démba daal loolu duñ ko seetaanaat ci nguur gi maanaam daal li fi xewoon démba du mun a dellusiwaat fii parce que ñoom xeex nañ xeex bu métti boo xam ne am na ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan am na ñoo xam ne ba tey jii daal amuñu wér-gu-yaram am na ñoo xam ne daal dañoo jékki-jékki rek ne mest kenn gisatu leen kon nag xeex boobu doolu daal kenn du leen ko xeeblul ba tax na nag ñoom nuñ toog di ko seetaan nag fii ci biir réew mi téye bi nga xam ne nag téye nañ ko moom kii di Madi Jobaate fan yi le ngir kàddu yi nga xam ne wax na ko si li jëm ci wàllu moom kii di Aruna Jatta mi ñu reyoon foofule ca li di Kanilai comique nag jàpp ne ne moom moo ko rey ak Keba Seck mi nga xam ne nag ndaw la bu doon jàngee si University of the Gambia ak Ousmane Dabo mi nga xam ne nag ñu ne anti crime ñaaw ñottu ne ne ñoom ñoo ko rey daal bokk na si kàddu yi nga xam ne nag moom kii di Madi Jobaate waxoon ne ko ba tax nag police dañ ko óolu woon nag si óolu boobu nag am na daan yi nga xam teg nañ ko ci kawam mooy ne daal moom dafa jàllale xibaar boo xam ne nag amul loolu moo war a nag ñu daal di ko teg ay daan ci kawam loolu nag ñoom CSO si nag loolu ñu ngi koy ñaawlu rawat na ki nga xam ne nag moom mooy chairman bu Victim Center mu ngi wane daal loolu dafa mel ni dañoo bëgg a tiital askan réew mi waaye tamit nag dañoo bëgg a tëj ñenn rek ñi nekk si askan bi ñoo xam ne am nañ baat ci réew mi pour ñu mën a tëj seen gémmiñ ñi ba nga xam ne daal nit ñi daal duñu mun a suñu amee lu leen naqar daal duñ ko wax kon nag loolu ñu ne ñoom duñ ko toog di ko seetaan fii benn yoon comme ni ko moom kii di Kijera wala lay moo koy fu ñuy daal suñu xibaar nañ dem seede ji UDP dellu nañ Dakar moom ki di chairman bu Brikama Area Council di Sirifo Sonko ak moom ak yeneen ñaari councilor bokk na si nag mooy Biral Fall bu Wellingara Ward ak Momadou Bojang bu Sanyang Ward ñoom nag wane ne dañ leen dàq si njëlbeen bi waaye boobu nag dafa mel ni waa UDP dañ see woon a cuune parce que dañ ne seetuñ si li lu waa waxoon bi yoon nag gannaaw bu ñuy delsee nag xool nag li nga xam ne nag moom mooy seen sartaluwaay jàpp ne daal bindoon nañ ko lettre boobu nag gannaaw bu mu tontoo gaay ne ne ñoom yëpp dañ tekki seen ndombal tànka bindaan leen lettre di ko wane daal dàq nañ ko ci li nga xam ne nag moom moo di parti bi loolu nag tey jile point newspaper tamit xëyee nañ ko mbokk yi
jërëjëf su ko defee dañuy jaajëfal Omar Tunkara ci ñaari yéenekaay yooyu rek moo di Foroyaa newspaper ak The Point newspaper mbokk yi su ko defee dañuy delluwaat rek ci table bi ñu dalal suñu gan bi nga xamante ne moom lañ am fii ci biir kër gi moo di docteur Ismaila Ceesay Mr Ceesay su ko defee rek ñu joxaat la kàddu yi xam nañ ne nuyu nga ba noppi waaye ñu laaj la rek fu sa waajtaayu parti bi toll mu di Citizen Alliance ndaxte léegi ñu dugg ci 2021 presidential election yi te parti bu bees la bu mu juddoo ci réew mi yàggut fan ngeen toll ci wàllu waajtaay yi ndax xam naa ne il faut ngeen bokk ci jongante yi ci atum 2021. jërëjëf Seydou jërëjëf maa leen a nuyuwaat di nuyu askan wi yëpp di nuyu waa Gambie yëpp fu mu toll nii comme Citizens Alliance defoon nañ press conference bu coronavirus bi commencé ne dañu waroon a am suñ congrès mooy parce que parti bi buñ ko sanca dañ ne parti bi bëgguñ mu nekk ak parti boo xam ne kenn nit moo ko moom comme parti diw la war a parti diw la loolu moo tax ñu ne dañoo sanca parti bi ñu defaral ko jubluwaay defaral ko ay sarta ñu taxawal ko pour waa Gambia képp koo xam ne yow waa Gambia nga te sa yéene mooy pour Gambia dem ca kanam pour ñu mën a génne Gambia si tolof yu ñu nekk mooy soo nekkee doomi parti bi rek yow am nga privilège bi am nga right bi ba pare yoon bi sarte mel na la ko pour nga mën a jiite parti bi loolu moo tax ñu dañoo taxawal parti bi defar sarte yi joxal parti bi jubluwaay su boobaa ñu toog nag léegi ñu ñëw tànn doomi parti ñooy tànn jiit bi daanaka parti bi du jógee si kenn nit ne man maa sant suma parti maa ko moom kaa leen toppa ma déedéet ñun doomi Gambie ñu am benn yéene ñooy defar parti ñu tànn suñ njiit si kuy ñuy jiite parti bi soo si yooyu lañ nekk fan yi leen ñuy prépare pour congrès bi bu ñu toog léegi doomi parti ñëw toog ñu taana koo xam ne kooku moo ñu doy kooku lañ xam ne kii mun naa jiite parti bi te kooku moo ñu doy si jongante yu ñëw nii dinañu mën a isi ndam. ndax Citizen Alliance njortu ngeen nge di ngeen demal seen bopp ci 2021 presidential election yi wala bu fekkee ne gis ngeen fu ñu oote coalition di ngeen dem bokk ci coalition boobu. loolu duñ ko mën a xam léegi ñun bu ñoo taxawal parti taxawaluñ parti pour bokk si coalition dañ taxawal parti pour bokk si jongante as a parti te fu mu toll nii ñun ñu ngi liggéey loolu lañ mooy suñu liggéey pour dem waaye am nga politique la doo dee xam. ku la waxoon ne 2016 coalition dana am doo ko doon gëm last minute la am dafa des rek ñun ñu ngi fi pour réew mi ñu ngi fi pour liggéeyal réew mi waaye right now suñu xalaat mooy dem si jongante as Citizens Alliance. mu ngoog su ko defee nag ñu dugg ci coowal Madi Jobaate mi nga xamante ne jamono ji mu ngi dem ak ñëw ci digganteem ak police yi ci kàddu yi nga xamante ne moom la génnee fii ci biir réew mi police yi nag ne false information la joxe fii ci biir réew mi ñu gisoon nag nga yëkkati sa kàddu jëmale ko si di wane ne dafa mel ni Gambia ñu ngi delluwaat into dictatorship maanaam nguuru jaay doole dafa mel ni moo nekk di dellu si waat ci biir réew mi lan moo waral nga yaakaar ne Gambia ñu ngi delluwaat into dictatorship. waaye gis nañ nguur gi nu ñoo doxalee ñun xam nañ li xew fi 2016 ñëpp a ñëw booloo pour ñu daaxa nguur gu fi nekkoon parce que dañ gis ne doxalin bi àndutoon ak démocratie ñu am nguur bu bees ñëpp am yaakaar ne wécci bu amoon 2016 mooy mën a isi démocratie parce que ñëpp loolu lañ doon xeex ñu gis ne léegi nguur bu ees bi nu moo doxalee ñu ngi toppa tànki nguur bu fi nekkoon mooy képp koo xam ne jóg nga di criticiser nguur gi rek ñu bëgg laa jël di la tëj di la caaj yoo xam ne amul maanaa te yooyu lañ gis man si man lañ ko ñu ngi ko commencé si ñeneen ñu ñëw si man tamit téewoon nañ ma fi parce que am cadre yu ma waxoon cadre yoo xam ne jublu defar réew mi la ak teg réew mi si yoon ñu téye ma si ñaakal ma si suma aax ak suma yëlëf ñu gis ko ñu ngi ko def ak ñeneen itam ñu gis ko ñu ngi ko def Madi ñu gis nguur gi nu moo doxalee gis nañu Faraba Banta lu xew gis nañ fi Therese jot na nuñ doxalee gaay gis nañ fi bu Sumbala lu xew ak yeneen ñu gis ne fu mu nekk nii démocratie dafa am nu mu dee jublu dafa am nu moo doxalee te yooyu lañ gisul nguur gi di ko doxalee ñu am jortane suñ moytut dinañ delluwaat parce que da nga understand ne authoritarianisme wala dictatorship système la di nekk du kenn nit kenn moo dee build système bi pour mu favor ko te système bi ñu ngi ko doon build for 22 years léegi suñ fa génnee kooku noonu foog ñu dismantle système bi waaye dañ gis ne système bi soo ko dismantle ay reforms ngaa def ay institutional reforms ngaa def administrative reforms yooyu ngaa def waaye gis nañ ne nguur gi bu ñoo ñëw soo seetee coalition manifesto bi yooyu lañ promise ne reforms yi la ñoo njëkk a def loi yu bon yi la ñoo njëkk a génnee
waaye ñu gis ne nguur gi loi yu bon yu ñu wax ne yooyu la ñoo génnee loi yooyu lañ nekk di jël léegi di caw Gambien yi pour ñu mën a toog ñu gis ne nguur gi tamit amuñ intérêt pour dismantle système boobu noonu parce que système boobu moo dee tax nga yàgga si nguur te nguur gi seen agenda mooy pour ñu yàgga si nguur loolu moo tax ñu bàyyi fa système waaye su fekkee ne nguur boo xam ne la yow transition moo la tax a jóg démocratie moo la tax a jóg développement moo la tax a jóg da nga doon ñëw nga dismantle ngum système bu naka nga koo dismantle mooy réforme si comme mécanique rek jola engine boo xam ne nu mu doon doxalee da nga bëgg a change nu moo doxee parce que da nga am feneen foo war a dem da ngaa njëkk a dismantle engine bi nga fixaat ko comme noo ko bëggee dañu waroon a dismantle dictatorship système bi ñu fixaat démocratie système bi naka ngaa fixé démocratie système bi mooy institution si nga réforme leen nga orient leen towards démocratie suba ñu mën a jublu towards démocratie ak développement waa gis nañ ne système bu fi nekkoon lañ maintain parce que système boobu la gaay bëgga pour ñu yàgga si nguur gi ñu gis ne lu waayu bon yow wax ne yow la ñoo génnee public order act bi false publication ak yëpp am fa génnewuñu fa dara te barka di ma rek maa ngi di coalition manifesto bi ay xalaat yu baax a fa nekk loolu moo tax Gamba yëpp ñëw ak bitim réew toppa nguur bu ees bi jàppale leen tubaab bi ñëw pare leen pour jàppale ñun ñëpp képp journaliste yëpp dinañ pare pour jàppale amoon na jamono bu nguur bu ees bi toogee ku toog nga ŋàñña nguur gi waa nga criticiser leen Gamba ñëpp ay dal sa kaw parce que amoon nañu yaakaar ne ñii ñoo mën parce que manifesto bu gaay am la manifesto bi soo ko riidee sax force number 3 ñu ne suñ ñëwee dañoo set up a small jurist committee of lawyers pour ñu xool luwaa yu baax yëpp ñu seppi ko réforme ko dara gisuñ si dara even sax dañu wane seen cabinet bi sax dañoo am lu ñoo ooyee vice president and minister of governance gisuñ dara dafa mel ni luñ ñu promise yëpp si manifesto bi dara nekk. Mr Ceesay lan nga yaakaar ne moom moo tas yaakaar boobu nit ñi amoon ci coalition bi. well mooy bëgg a yàgga si nguur gi rek parce que dañ ñëw ñoom commencé man amoon nañ yéene bi loolu moo tax ñu toog bind na seen manifesto bi gars yi ñëw nag toog nag foog naa affaire si neex ñu saaraan bàyyi yoon waaye ñëpp moo jaaxal Gambie yëpp parce que ñëpp a si am mbeete kenn yaakaaru ton ne lii moo xew Gambie bañ am jamono goo xam ne am ñuy toog di wax ne Jammeh desoon fii sax moo gën kon di nga xam ne affaire si doy na waar. waaye ndax yow Jammeh desoon fii moo la gënal nguur gi fi nekk tey. ah déedéet xam nga man loolu duma ko wax parce que gis nañ ay jéego yoo xam ne tamit léegi fu mu nekk nii am nañ tuuti démocratie am nañ yoo xam ne tey Gambie ñu ngi wax yoo xam ne amoon na Jammeh jamono duñ ko wax su ma duma wax loolu at least am nañ tuut loo xam ne tey am nañ ko loo xam ne taami Jammeh amuñ ko woon. Taami Jammeh gis nañ lu fi xewoon human rights amu fi woon but at least léegi di nga mën a criticize ne ñu ngi téye ne di leen ku ñàkk but at least tey ku nekk mën nga dem te dina la doo xalaat ne jong la yaa ngi ñëw coocoo bàyyi nañ ko fi enforced disappearances bàyyi nañ ko fi soo da ngaa gis ne daal loolu man du kaddu yu maa wax di wax ne Jammeh desoon fii man jëm kanam laa nekk di xool instead of di dellu gannaaw di wax ne kii desoon fii dañoo ne ñii lan lañ war a def pour changer pour ñu àgg fu ñu war a jëm. maanaam yow ci gàttal daal ci sa kàddu mooy bu fekkee ne naagu nañ tuuti rek lu ndaw luñ jot a am sa ci wàllu démocratie dañ koy ñàkk delluwaat fi ñu Jammeh yóbbee woon. loolu lañ njorto loolu lañ gis si doxalin gi si ñaaka réforme suñu war a def mooy security sector réforme bi te dégguloo si dara mu ngi taxaw civil service réforme bu ñu waxoon gisuñ si dara ak yeneen réforme suñu war defuñ ko yeneen loi yoo xam ne ñu dañ koo changé wuñ benn loi yu bon yi bu ñu demee parlement lu waay njëkk a ceeñ mooy ne age limit bi mooy pour vice président bi waaye gisuñ dem ñu génne public order act ba léegi di same thing moo fa nekk te ñu ngi gis ne tamit léegi ñu nga wax saani ay kaddu nguur gi gars yi téye la tëj la bugg laa caaj so ñu gis ne daal ak nu ñu doxalee ak seen propagande yu ñoo def ak yu bari ñu gis ne daal foog ñu eewu ñu bàyyi suñ xel ne suñ bàyyutee xel rek dañ ñu mën a delloowaat dictatorship. Mr Ceesay comme affaire système bi nga doon wax tey par exemple su dee président bi mu ngi toog di seetaan dafa wan ne laissez démba système bi amul fi woon par exemple tey ñu invite la toog am nga wax affaire nguur gi laissez Adama Barrow mun naa wax ne lii amutoon démba waaye tey mu ngi ko wax obviously kon système change am na moom ci moom mun naa wax loolu. waaw loolu système change loolu benn aspect la rek te loolu noonu nekkoon Adama Barrow moo ñu ko jox loolu ñun ñoo ko xeexal suñu boppa parce que Gambie ñoo ñëw xeex sacrifice ne dañ bëgg a génne nguur bu fi nekkoon. parce que dañ bëgg a am suñ aaxa ak suñ yëleef dañ bëgg a suñu right si ñu respect ko so loolu Gambien ni ñoo ko xeyal suñ boppa ne dañ bëgg a am système boo xam ne tey ku nekk da ngaa wax lu nekk sa xel doo saaga kenn loolu alaawuñ ko doo wax loo xam ne dafa jaxase réew mi waaye ku nekk am nga right pour nga am sa xalaat nga wax ku naka la réew mi di doxee loolu ñun ñoo ko jox suñ boppa so loolu benn government mënu see jël crédit.
loolu am na solo bu baax a baax waaye tey jii Mr Ceesay suñu xëyee gis nañu affaire yi coowalu suuf bi si réew Gambia par exemple tey soo leen demoon ba jël nguur yow wala nga bokkoon si ñi jël nguur wala tey jii nga amoon place si nguur gi foog nga ne gouvernement bi naka lañ war a handle affaire yi land issues si nga xam ne gis nañ ne it's growing by the day every boor bu set wala boog every time problème mu ngi am gis nañ fii li am comme li nga waxee Faraba result yi tamit gis nañ Gunjur ak Branding gis nañ dëkk yu bëri for exemple Busumbala gis nañ right now problème bi am foofu la cali di Upper River Region foog nga ne government naka lañ war na saafara li te government si am li leen nakare sax jëm si ministre bi ko tey ji doo gis ministre bi génn si ñëw wax ak government si waaye foog nga ne tey ji soo nekkoon ci nguur lan la government war na def bañ mun a solve this problem. mbiri laan du problème yi tey nekku ne problème boo xam ne nguur gi moo ko cause problème bu yàgg la waaye nguur gi tamit war nañ si mën a jël matuwaay yoo xam ne dina mën a saafaraal mbir bi mooy dañu war a dem land reforms tey yëpp a jaxasoo land tenno bi nu moo demee nii dañ ko war a demaat ñu seetaat ko ñu reform ko mooy land reform bu ñoo wax ñu digitise parce que tey luy xew mooy ne dama laa jaay land ma jaay kii land jaay ñetti nit benn land parce que digitise suñ ko su nekkoon si système boo xam ne su ma la jaayee land te su kenn bëgg ñee ne soo dóoree rek daf laa won ne land bi kii moo ko moom soo lu ñu war a def mooy ne force moo ñu toog ñu map out land yu nekk si réew mi yëpp parce que ñaari façon yi land moo di am si réew mooy agricultural land bu ñëw teg boo xam dañ ko put aside pour mbéy ak résidentiel pour nit ñi fu ñëw dëkka waaye du loolu tamit ak land boo xam ne tey dañ ko use pour luñ soxla waaye bàyyi pour ëllëg ñuy ñëw tamit ñu am land mooy reserve land yi so foog ñu toog ñu map out ñun suñ Gambie suñ land bi yëpp ñaata land lañ am lan lañ mooy pour agriculture kan moom land ñana moom la souvent suñu xamee loolu nii yëpp ñu digitise everything parce que léegi digital léegi technologie la nit ñi day use souvent ñu am land reforms yoo xam ne et pare créer benn kuréel bu ñooy land commission boo xam ne moom dafa liggéeyam rek mooy ne parce que am naa ne minister of local government ak land moo am parce que ñoom bot dañu war a am land commission ba special commission boo xam ne mooy seet si mbiri land yi moo koo saytu di gis ne benn agricultural land am nañ ko pour mbéykat yi mën a béy ak seet ñanaa ban mooy nekk bu nguur ak ban mooy nekk bu community ak ban mooy nekk bu private citizens yi et puis ñu am residential land si ñu xam naka lañ koo plané su boobaa ñun jamono yu fi nekk tey mun nañoo am suñu land bu ñu mën a dikka waaye ñu desee yoo xam ne tamit ñu ne ok next generation tamit fii mooy sa la mooy reserve la waaye lu ñoo gis tey mooy ne land bi dafa jaxasoo alkaali dina jaay ki di famille bi dina jaay kii mu ne maa ko moom parce que maapuñ ko government tey soo demee sax seen file duñ la mën a woon sax fan la suñu land yi nekk so foog ñu toog ñu map out suñu land bi yëpp lan mooy suñu land bi ban moo nekk agriculture kana moom lan su boobaa suñu def loolu sax war nañoo even mën a def a moratorium on the land on the buy and selling of land ñu stoppangum ko sax pour ñu mën a demaat seetangum ñu map out ko seet jël inventory ba pare ñu mën a regulate estate agency parce que daan regulated estate agency ñoo rek jël def lu leen ne di nga ñu ngi jël xaalis ñi duñ leen mën a jox land ba pare so foog ñu regulate that industry bi that sector land sector bi foog ñu seetaat ko ñu reform ko regulate estate agency ñu map out all the land bu ñu am divide seet ban mooy pour ban la mooy reserve land boo xam ne kañ lañ ko war a laal parce que fu mu nekk ay reserve land yu ñu fi baax yéen ñëpp nguur gi ñu ngi koo jaay. waaye affaire map out bi nga nekk di wax it's like commencé nañ ko waaye nit ñi li ñu leen naqar mooy dañuy dem ba map out land ñu dem ba si biir sax par exemple ñi map out land bi seen bopp ñu jëlaat land bi dog ko xëy na dañoo wane dañ ko bëggoon a jël benn for certain community pour ñu jël ko développe ko defal leen foofu schools and stuffs ñu dem ba si biir sax ñu ko map out seen bopp ñu dog ko pour ñu am foofu ñu dëkka foofu noonu te loolu community si bëgg ñoo toog seetaan ko loolu moo wax ni mooy land bi nu moo xam nga land dina isi problème Gambie suñu moytu lu serious la lu ñu war a seetaat la parce que am na di potentiel pour mu isi problème si réew mi dafa garaaw yëfi la loolu moo tax nguur gi daf si war a serious te dañ si war a jël matuwaay yoo xam ne anybody kuñ jàppa ngay use di cax-caxee di labaj yëfi la nii dañ la war a yóbbu si yoon set exemple waaye nekkuñ di def loolu noonu nguur gi si boppam ñoo na koy dog di jaay reserve land yoo xam ne ñu ne yii pour future generation la ñu ngi ko dog di jaay fu mu nekk nii nguur ya ñu ngi toog land yu nekk fii yëpp reserve ñu ngi ko jox National Assembly members so mooy yoo xam ne yu ngi xew yoo xam ne nguur def si war a jóg but dañu war a am a proper strategy government bu nekk looy mun da ngaa amee stratégie soo amutee stratégie rek du mën a dox te yow soo bëggee dem Banjul da ngaa am stratégie mooy kañ nga war a dem ñaata nga soxla pour dem ban yoon ngaa jël da nga jaar ba kaw su boobaa pour nga mën a àgga fooy dem ñun suñ bëggee am a proper land tenure Gambia ñu avoid all this land problem foog ñu am government dafa war a ñëw with a comprehensive strategy boo xam ne ñu ne lii mooy government seen strategy Gambia yëpp ne xam lii mooy government seen strategy ndax moratorium la ngum ñu ne 6 months moratorium kenn du jënd kenn du jaay bañ am xam exactly la map land condition situation bi naka la mel dañoo regulate estate agency naka la ñu leen a régulé ban kuréel moo leen a régulé la mooy nekk régulation si
xam nga comme yooyu noonu foo ñu am stratégie boo xam ne Gambians nañ am li mooy stratégie ndax alkaali war naa jaayaat laan ndax dañ ko jël si alkaali ndax yan institutions la ñoo créer pour contrôle laan yooyu noonu foog am ay stratégie soo amutee stratégie mooy Gambie tey government duñu am stratégie amuñ stratégie to fight corruption wan ma benn stratégie amuñ stratégie for youth unemployment for young naka la ñoo engage young people amuñ ko te soo war a dëkk bi young people yaa ngi fu nekk amuñ job amuñ liggéey schools dara amul government bu nekk da nga am sa own stratégie pour nga mën a liggéey sa liggéey da nga am strategy for how to engage young people te amuñ any strategy for young people amuñ any strategy to control this land problem di ngeen just fi nga rek di seet di loolu moo tax du tax foog loolu suñ government si daa tout focus on politics moom moo tax ba léegi liggéey ñu leen dee sas te duñ ko dee def te it's like comme politicians yi nit ñi comme yaakaar bu ñu dee am si ñoom even though government si mënuñu nekk without politics loolu amut but then it's like politicians si su ñëwee liggéey bu ñu leen dee sas almost dañ ko dee bàyyi dañ ñu focus too much because ku ñëw rek yaa ngi xalaat for example Barrow li ko dal su ñëwee rek yaa ngi xalaat second time bi naka nga koy wiine pour nga mën a dem foofu mën a àggali ñaari mandat foogu na ne loolu moo dee xaw a suy seen focus tuuti waaw da ngaa gis ne politicien bu serious saka soo nekk incumbent président warloo campagne warloo def politique sax comme politique du ñoo waay politique yow da ngaa focus on development sa development bi moo laa vootalaat gi nga opposition moo di politique yow soo nekk incumbent ngay politique comme nu ñoo gisee ñi di politiquer kon ay yàppat lañ ay yambat lañ defuñ benn liggéey parce que yow sa liggéey nit ñi defuñ yow soo toogee nit ñi gis ne kii de mu ngi ndaw yi am nañ liggéey suñ fay salaire yi baax nañ dunda bi yomba na courant mu ngi am nit ñi am nañ dox nit ñi gee seen dëkkuwaay yaa ngi seet marché ñu la liggéey ñu ngi seet yoon yaa ngi baax jaru nga campagne nit ñi ñoo laa wax ne de kaa ñu falaat la parce que yaa ngi liggéey waaye nguur bu nekk incumbent ngay still campagne ba di campagne yoo xam ne sa àndut ak yoon comme lu ñoo gis léegi campagne yoo xam ne sa àndut ak yoon kon nañ xam ne yow kon ku ko dafa desperate waaye comme na ko waxee rek man si man politics mooy development politics du wax ju bari politics du sabar ak fiite politics mooy develop any politician bu serious balaa ngaa toog du loo xar bi toog de balaa ngaa toog si nga am sa stratégie si nga diagnose problème dëkk bi tey anybody ku bëgg a nekk njiit 2021 war ngaa pare léegi diagnose ba pare dëkk bi doo toog rek nga start ne fan laa commencé de yow fu mu nekk ni pare nga diagnosis yaa ngi defar sa prescription comme tey yow soo feebaree foog ma diagnose la xam lan mooy sa feebar lu tax sa bopp bi di métti lu tax sa bët yi léegi-léegi su bi tàngee doo de gis lu tax léegi-léegi sa bakkan bi di fata lu tax léegi-léegi sa boñ bi di métti lu tax léegi-léegi dox mu la di jafe foog ma diagnose yooyu ma xam exactly lan la dama ñëw ak prescription naka laay fajee sa tànkee pour nga mën a dox pour sa bopp bi mën a wér pour boñ bi baax ma def prescription boobu noonu mooy sa manifesto bi suba soo toogee rek nga get to work already sa institution si war a liggéey yëpp sa danga ko war a defar soo gisee ne ministre yi fi nekk nii du ministre yoo xam ne mun naa develop Gambia soo gisee ne local governance system bi du mun a develop Gambia léegi nga war a toog xalaat naka laa mën a reconfigure local government system bi ndax damaa bàyyi 7 regions si fi nekk mu mel ni comme colonie ni koy fi ndax damaa wëcci affaire si ma def instead of having URR, CRR, ndax dama war a xaaj West Coast into different municipalities into 3 different municipalities pour development gën a easy foog nga créer sa institutions yan security institutions laay am si yan laay prioritize te lan mooy security concern si Gambian si doo mën a jox Gambian yi kaaraange su dee xam loolu lan mooy seen priority in terms of kaaraange is it disaster ñaata la dama war a invest policing ndax si army ndax disaster management lan moo dee gën a ree Gambian yi accident la si yoon si ndax safara si kër gi su fekkee ne accident fi nga gis ne data bi mu ne Gambie ñu leen di gën a rey mooy accident si yoon si yan matuwaay laa jël pour wàññi dee yooyu noonu si accident si instead of def ko si because nekkul ne benn soldat moo di gën a ñu reeñu xëy na bu Gambie si de so da ngaa divest foofu noonu nga invest si trafficking nga amee traffic commission bam da nga reduce accident si tey kër boo foo dégg everyday safara taal na kër ni ñaa ngi dee naka ngaa def pour nga wàññi loolu noonu yan ñooy matuwaay noonu la government xalaatee suñ pensionnaires yi naka la ñoo def pour ñu gis ne ñu parce que soo liggéeyal réew yow yaa ngi liggéeyal Star TV tey yaa ngi yomb xëy na boo fi doon start yaa ngi 20 years kañ nga war a pension soo nekkee 65 loolu means yaa ngi staff Star TV 45 years waaye nga star 45 years nga dem ba pension sa kattan nekkatu fa star lu ñu laa wax pension nga luy pension demal kër nga dee parce que soxlatuñ la parce que amatuloo kattan waaye soo demee kër bu dem dee da nga war a dem si njëkk ak si taranga ak si ngor da nga war a dem sa kër sa own kër warloo dem di luwaasaat ba dee nga ba juboot gu ndaw ñuy luwaas loolu moo dul am so loolu moo tax nguur da nga war a seet da nga war a njëkk a diagnose balaa ngaa toog soo demee ba nga ne man dama bëgg a réew mi pour da ngaa njëkk a laaj sa boppa mooy lu tax ma bëgg a réew mi dama bëgg a réew mi pour njëriñ suma boppa ndax pour njëriñ réew mi askan wi pour liggéeyal réew mi soo ne man dama bëgg a njëriñ askan wi kon lan mooy njëriñi askan wi loolu nga njëkk a xamangum lan mooy seen feebar lan mooy seen mbébét nga xam ko
léegi naka laay mën a safarale feebar bii nii ak mbébéti nii nga prescribe ko suba soo yan institutions la soxla yan matuwaay yan instruments la soxla nga create ko suba su fekkee ne yow nga gis ne nguur bu fi nekk nu moo doxalee du yoon yow da nga joxe an alternative mooy politics nga joxe an alternative doo du ko politics la because da nga foog ne léegi pour get gaaw a tekki politics la loolu du politics mooy yow da nga gis ne suma society suma réew nu moo demee fuñ jógee fuñ nekkatee ak nu ñoo jublu baaxut parce que waxoon naa ko keroog ne depuis buñ amee suñ boppa bi léegi 1965 ba léegi mënuñoo faj suñ boppa parce que suñ feebaree mënuñoo ñun suñ garab bi boobu mënuñ ko defar te su garab jógeetu asa ñu mënuñoo faju am na feebar yoo fi am na nga dem Sénégal kon mënuñoo faj suñ boppa ñun ba léegi mënuñoo dundal suñ boppa parce que tey 90% of nu ñu lu ñoo dundee fii nii si bitim réew la jóge lu ñu lekk si bitim réew la moo jógee agriculture doxut mbéykat yaa ngi soona so mënuñoo fa dundal suñ boppa ñun yëpp maalo waaye maalo si biti la day jógee ñun mënuñoo man ñoo rek Mr Ceesay bugga sa réew boobu ngay wax nationalisme boobu ngay wax mooy bugga sa réew ba waral li nga yootu boo ko amee nga fexe nooy liggéeyale sa réew pour mu dem ci kanam est-ce que ñu nekk ci xujeeg politique bi ci biir réew mi gis nga kenn ci ñu nga xamante ne rek di nga leen catégorise ci boor boobu ne ñooñu they are nationalities. am nga issues mooy ne man waxuma mbiri nationalisme man mbiri développement laay wax. waaw nationalisme développement mënut a ñëw fekk amuloo cofeel ci sa réew. waaw am cofeel ci réewam mooy liggéeyal réewam. waaye dama laa wane tamit tey doo mën a xam kan ñëpp lu ñu wax mooy dañ bugg a seen réew. waaw waaye dañ bugg a seen réew ndax bugg a réew boobu ñuy wax ci ñoom dafa déggu ci ñoom. wala dégguwut ci loolu mënuma koo wax parce que. Gambia loolu moo ñu sonal. politiciens yi dañuy ñëw. nañu man dama bëgg a réew mi jox leen ma réew mi soo leen ma joxee réew mi dinaa def lii dinaa def lële suñ leen joxee réew mi buñ ñëwee toog ñu yaatal seen poos indi seen mbokk yi indi seen xarit yi seen andi jaama yi ñu gën a yaatal seen toogaay def leen ne ci réew mi bàyyi askan wi ci biti ñuy torox. loolu moo yaaya politique looloo gën a bari ci politique yi réew mi. loolu nag moo yaaya politique bi parce que ñun dañ dee wóor dem si réew mi fu nekk lañ dee dem te nit ñi dañ sona si politiciens yi dañ ne naxaate gi ñun dañ si sona ñun sax bàyyi nañ politique waaw loolu watata ñu give up parce que kenn nit ñu mu yaaxa wootata ba duñ jox chance ñeneen ñoo xam ne ñoo ñëw loolu moo tax am na kenn ku ma mu ne ma ne léegi suñu sànnil nit nguur benn yoon lañ laa sànnil mooy sa first time bi second time yaay sànnil sa boppa mooy sa liggéey mooy tax ñu sànnil la kon léegi amoon na time démocratie moo amutoon su Gambien si amuñu woon option beta ba Gambien yu bari sax dañ disengage duñ nangoo vote wutuñ voters card bon léegi lu moo tax fa ci lu moo tax maa ngi wax ne élection buy ñëw nii about development la bu la kenn nax si loolu du about démocratie de du about independence yu yëpp am nañ ko léegi development la askan wi ñoo war a ibbi seen mboti xam ne seen carte daf leen war a njëriñ warul laa njëriñ yow Seydou lu tax ma war laa sànnil yow nga dem State House nga tekki ma des si suma ndóol loolu moo tax dañu war a ibbi seen mboti déglu nit ñi seppi politiciens yi ñëw toog si kanami askan wi si debate ñu laaj la ay question yow naka ngaa defee lii widow si jigéen yoo xam ne seen jëkkër yi dinañ bàyyi widow si gannaaw naka nga mën a dimbalee suñ paay yi suñ mag yi si kër yi naka mën a dimbalee école bi naka la nga koo defee su boobaa ñu scrutinise loolu moo musta am Gambia duñ daan scrutinise politicians yi loolu moo tax 2021 chance la pour politicien buy ñëw léegi kuñ laa sànn da ngaa isi a master plan da ngaa isi an agenda te agenda boobu development agenda la nekk wata nekk agenda saagante agenda head agenda region bii laa jógee agenda kii moo defoon lii bëgguñ agenda boobu development agenda lañ bëgg already loolu mu ngi si boppi nit ñi already yow li nga wax na for exemple regionalism bi already mu ngi si boppi nit ñi saagante bi already mu ngi fi te fii ak 2021 yaakaaruñu ne loolu dina fi génn waaw loolu moo tax la ñu war a liggéey ñun ñëpp media bi dafa war a liggéey nit ñi ku nekk soo mën a waxtaane yow seen radio yi loolu nga mën a nit ñi dañ war a xam ne tey yëfi xeet mënut a yóbbu Gambia parce que pauvreté ndóol torox amut xeet si doomi ñëpp la di laal te nguur moo mën a génnee ndóol ak pauvreté si dëkk bi kenn wota poo si dëkk bi Gambia tey Gambia yàlla mel nañu ressources yoo xam ne tey ñëpp mun nañ see tekki foo mun di nekk am nañ ko dafa mel ni rek xalaat yi xam-xam bu ñu war a jël pour jël alal boobu noonu liggéeyee ko pour Gambien képp Gambien nga tekkee si loolu moo des waaye Gambia tey am nañ alal yoo xam ne tey suñ ko liggéeyee kenn wota torox si dëkk bi kenn wata dem te di mu xiif benn xaleel oo jigéen doo ko gis traffic light wala turntable muy ñaan kenn warta ñaan doo gis benn laago muy sona di ñaan laago boo gis dafa war a am liggéey parce que ay nit lañ kenn warta ñaan si dëkk bi kenn warta ñaan lift si dëkk bi parce que am nañ alal yoo xam ne mun nañoo créer transport infrastructure public transport infrastructure boo xam ne képp ku jóg foo bëgg a dem mun na la fa yóbbee nga aaga
nga secure so loolu yëpp am nañ ko. yow li nga wax ni président bi su toogee la seetaan dafa wax ne kii nekkul si nguur moo tax muy wax yi. déedéet xam nga di issues man affaire yi nekkul si nguur ñun politique lañ jànga seetlu nañ xam naka lañ ñoo mën a yóbbu politique bi dëkk yu ko def tanewuñ ñu Rwanda di ba 94 1 million lañ rey 2 million génn dëkk bi empty tey ñooñu raw naka lañ ko defee te ñun luñ am Rwanda amuñ ko luñ am si aleel Rwanda amuñ ko Rwanda amuñ river léegi lañ am te landlocked country la ñun am nañ Atlantic Ocean bi ñun suñ suuf bi dafa naat boo xam ne soo si saane xeer sax mu ji nga am tey suñ ndaw yi ñoo fi ëppa tey ñun suñ median age bi 17 years la it means that over half of the population ñu ngi below 17 years old loolu rek resource la ak suñ marine resources xoolal suñ géej bi rek tubaab bi ñu ngi laa woon ne Gambia géej bi luñ fa am si jën West Africa yëpp amuñ ko parce que si bee bi moo deep waaye tey every guddi ay téeméeri gaal yu jógee bitim réew ñoo ñëw di jël suñ jën di ko yóbbu nga ngi xool suñ naaj bi xool géographiquement fu ñu localité yëpp aleel la mos yéen dama dee wóor si dëkk bi ma gis yenn yi du ma dee gis yuut si ay dul de saka yuut si dama dee gis ay aleel naka ngaa mën a jël li nga liggéey si aleel ak yu bari dama dee dugg a Serekunda fii nii li ñuy bari si boori marché bi aleel laa nekk di gis naka ngaa mën a liggéey fii pour am si aleel nguur noonu la war a xalaatee nguur du xalaat naka lay jaagee fii nguur du xalaat naka lay sàccee saka ku jiite da nga xalaat naka lay mën a changer naka lay mën a changer lii naka lay mën a amee koom-koom réew mi naka lay mën a defee pour dëkk bi am xaalis waaye tey Omar imagine Gambia demal Brufut fi bu fa sori sax am na këram ba léegi teen dañoo use te ñu ne ñu ngi 60 years of independence teen da nga dem Kiyang amuñ courant amuñ ndox ñu ne 60 years of te Kiyang soriwul too dawalee benn 2 hours nga àgga foofu noonu lu tax nekkul ne amuñ ko dafa mel dañ ñuy léegi politiciens yoo xam ne they are development oriented politicien da ngaa liggéey politicien 60% of your time yëpp da nga ko def di xalaat naka laa mën a changer situation nit ñi naka laa mën a amee xaalis foog nga liggéey xa politicien du spend rek de da ngaa liggéey xaalis ministry of finance da war faa nekk rek di spend su amutee mu dem abi xaalis te ñu ngi laa wane ñun luñ am si bor rek is too much wata am loolu because am nañ ko fii tey Gambia ñu ngi 2.3 million people in this country it means the amount of goods and service bu ñoo consume si dëkk bi is too much su fekkee ñun luñ soxla yëpp ñun ñoo ko defaral suñ boppa tey Gambia dafa tekki imagine tey demal nga sampa kër 97% of looy def si kër boobu si biti la dee jógee ndox bi rek ak suuf bi rek moo dee jógee fii nii ak xeer bi sa basa bi Sénégal la dee jógee waaye su jógee si peinture si tile electrical equipment plumbing peinture loo xalaat bitim la imagine ñu war defaral ñaata construction bu mu am gam imagine ñu ñoo defaral suñu bopp yooyu noonu ak yeneen nag bëgguma dugal si yooyu noonu bari na loo xam ne te suñ si jublu rek te Gambie na tekki fekka sax duñ dem bitim réew di ñaan te fekka Gambien képp a Gambien foo mun dëkka di nga dëkka si dëkk waaye boo xam ne dina set dina sell la di nga am jànga bu baax di nga mën a soo feebaree dinañ la mën a faj suñ mag yi nañ mën a dëkka si si njëkk ak si teranga ak si ngor yooyu anga li yëpp xalaat bu rafet la waaye problème mooy politiciens yi suñu demee si nit ñi pour ñaax seen kartay du leen wax yi de dañoo dem di leen wax di sangam baaxul nguur gi defu fi dara soo fa naa loolu instead of gars yi jaay nit ñi ko par exemple li nga wax because nekkul ne nit ñi yëpp ñoo conscious su indi Gambia man dama jàpp ne ñenn politiciens suñu demee par exemple les si defi sax dañoo jàpp ne comme ñi gars yi jànguñ xëy na ñoom ñu ëppale si ñoom jànguñ suñu demee nañ leen wax ne rek ah yéen mbéy mi dinaa leen jëlal machine bi ñu jëlal leen ñaar ñetti machine yóbbul leen su ko defee ñu naan leen dinaa leen andil courant ba pare dinaa leen def janandoo nguur gi de defuñ fi dara su ko defee ñu def ko comme politique yi haste boobu noonu ak tribal politique boobu leen de gën a jaay nit ñi instead of ideas yi nga xam ne nag ñu ngi ko wax su ko defee Gambien si seen xalaat bi ñu amoon démb bi ñu am indépendance ba léegi loolu mu continuer si foog naa loolu tamit nga politicien bu serious du wax mbiri opponent am parce que sa opponent la mu sa sànni ñi maa sànni ñu lay waxtaan te su ma amee 5 minutes plateforme balaa maa wax mbiri suma opponent man dama war a jaay suma agenda dafa mel ni comme tey nga am sa boutique nga nekk si marché ngeen a jaay yow ngaa jaay téléphone ki di jaay téléphone yow soo ñëwee as a customer ma lu ma war ma jaay la suma téléphone lu war na téléphone bi lu mu laa njëriñ ah bii dees waa ji soo ko jëndee yéena mën a check sa heartbeat di nga si mën a koolee di nga si mën a way ak sa doom bi pour ma mun laa jaay téléphone mooy suma agenda waaye man warumaa toog di la wane bul jënda si kii de kii téléphone a baaxul aw ma jotaam loolu moo tax politique dafa war a change si dëkk bi te ñun ñoo ñëw pour change politique boobu noonu Citizens Alliance dañ ñëw pour change ko ici beneen narrative si politique loolu moo tax ñun soo bàyyee suñu xel si politique lu ñu wax suñu supporters yëpp bu kenn saaga bu kenn xaste bu kenn saaga njiiti beneen parti bu kenn wax saaga beneen parti parce que amuñ jot boobu noonu ñun askan bi la ñu waxal ku nekk si beneen parti
kooku mu ngi fa ba pare lu ko mën a isi mooy du ngay sàggan jiitam moo ko isi si yow déedéet pour nga wax ko lu ma mën a dégg loo xam ne moom jiitam nekkul di ko wax wala partem nekkul di ko jaay te Gambien yi eewu nañ léegi wóor naa Gambia dem naa fu nekk Gambien si ñoo eewu léegi parce que ñu ngi déglu rajo yi ñu ngi si internet bi ñu ngi baaxeel Gambien moo bëgg a développement léegi Gambien dafa bëgg a tekki léegi dañ sona si wax ji wax nañ depuis indépendance ñu ngi wax ñu ngi xasante ñu ngi saagante ñu ngi def lu nekk waaye dëkk bi moo nekku di dem te du pour ñun man askan wi laa di xalaat parce que saka suñ doom yu ñëw. léegi lan mooy yóbbu réew mi lan nga foog ne moo mun a yóbbu réew mi. liggéey rek liggéey ak sacrifice ak discipline réew bu nekk liggéey moo koy yóbbu te soo toogee sa kër liggéeyaloo doo mën a tekki dangaa liggéey réew yi tubaab réew yu tekki dañoo liggéey suba teel la ñëpp di ew dem liggéey sacrifice ak discipline moo yóbbu réew. ñan ñoo war a liggéey askan wi ñoo war a liggéey wala nguur gi ñoo war a liggéey. ñëpp a war a dem parce que nguur dafa provide opportunities askan wi liggéey si opportunities yooyu noonu nguur lu moo def moo create opportunities lan moo def nguur mu gis ne am nga ndox boo soxla ak courant ak yoon ak tali yoo soxla pour nga mën a dem defi looy def su fekkee ne béykat nga ñu jàppale la si mbéy bi dangaa war a xam kon nguur la béykat bi soxla béykat bi lu mu soxla mooy land la soxla dafa need access to cash dafa need fertilizer dafa need seeds dafa need technology dafa need di knowledge suba nga dooleel ko si lu mu soxla pour mun a tekki si mbéy bi parce que béykat bi lu moo béy du pour moom kenn rek de pour réew mi nag ñoom ñoo amee suñ biir bi ñoom ñoo feed su fekkee ne mbéykat bi dooleeluloo ko kon yow da nga bëgg a dëkk bi torox suñ toroxutee sax kon seen lekka si biti la moo jógee waaye soo dooleelee béykat bi kon béykat bi dina ji lekka yoo xam ne tey ñu ñeen nañ si mën a tekki tey Gambie nekku ne maalo rek la ñu mën a béy tubaab bi ñoo gëm loolu Gambie raay élefi groundnut ban groundnut Gambie tey loo xalaat mën nañ ko fee ji soo dooleelee kooku noonu yow nga ne yow poultry nga bëgg a def yow da nga bëgg a def into the poultry ñu seet naka la ñu mën a investment yow nga ngeen tekki si loolu noonu du poultry du ganaar rek tey ñaata ni kër ñoo dee lekka li fi tokki si réew mi soo demee poultry tey ganaar rek lañ fa dee fekk bon am na yoo xam ne tey du ganaar rek so foog ñu diversify ku ne xam ne soldat la war a nekk nga jàppale ko si so loolu mooy so nguur dafa create opportunities mooy dafa ut alal dafa jël alal yi réew mi mu liggéeyee si invest ko si nit ñi yooyu noonu nag pare pour liggéey ndaw yi luñ bëgg a liggéey naka laa nga defee pour ndaw yi am liggéey da nga stratégie lii ak lii laa war a def da ngaa create training institute pour gars yi am skills naka nga defee yan façon ngi skills la gars yi soxla yan façon ngi training la gars yi soxla yan façon ngi école lañu war a sampa su boobaa ku nekk nga jàppale ko si loolu mooy liggéey nguur create opportunity si make the playing field mu level nit ñi am security nit ñi mën a dem ak a ñëw nit ñi mën a am liggéey école yi mën a dox mbéykat bi am lu mu bëgg a béy liggéey nekk si garden bi loolu lañ bëgg a def jàppale leen si seen garden yi luñ soxla ndox luñ soxla market pour ñu mën a jaay seen njiw yi waaye nga liggéey si garden jigéen ba pare sa liñoŋ sax mënuloo koo jaay mu yaaxu sa tamate mënuloo koo jaay ak value chain bu see nekk te ñu ngi laa naan tamate loxoti sax daf dee jógee si biti di ñëw ñaata tamate moo di yaaxu si réew mi soble sax si biti la di ñëwee te su jigéen mënuñ koo liggéey soo foog ñu start di xalaat yoo xam ne mooy tax ba ñëpp am opportunité yow mi bëgg a nekk journaliste jox la di opportunité pour nga def sa journal moo naka mu opportunité jox la di right training kapenta nga boo nekk jox la di right training tey kapenta yi soo seetee ñun suñu lal yi suñu kapenta yi no disrespect waaye lal buñ doon defar depuis 86 ba léegi façon lal yëpp la ñoo defar amut innovation lu tax tey ñuy war a dem China di fa jënd furniture parce que China dañ jël seen kapenta yi tàggat leen tàggat boo xam ne dañoo defar furniture fa ànd ak jamono ñaata million la ñoo spend tey in furniture by government offices yëpp fu ñu ko jëndee Caraba Avenue si Indian yi yëpp si lu la ñuy te suñ kapenta yi dafa mel ni kapenta yi foog ñu tàggat leen yóbbu leen si école yoo xam ne dañoo jàng carpentry boo xam ne mooy modern carpentry techniques jox leen matériels yoo xam ne tey dañoo defar toogu yu mel ni table bi ni fan lañ ko jëndee carpentry defaruñ ko fi am nañ fi xam-xam bi am nañ fi xam-xam bi waaye foog nga liggéey ko crude oil soo ko refinutee du la njëriñ xam-xam bu fi nekk foog nga refine ko ndaw bu am talent bi foog nga liggéey ci talentam bi tey képp koo fi gis mu judd fii dafa am lu ko yàlla booleel isi ko pour loolu teg loolu njëriñoo ko waaye tey Gambie fii mooy dëkk boo xam dafa doy waar di nga ñëw ak sa talent du la njëriñ ba nga dee parce que nguur gi dafa du create situation boo environnement boo xam ne yow soo bëggee nekk football la depuis temps xale la ñoo ngi ne kii football la yàlla ko may tàggat ko si dimbale ko ba mu nekk football star kii de yëfi numbers mathématicien la nga jàppale ko si kii ingénieur nga jàppale ko suba képp koo xam ne loolu la yàlla may nga tekkee si wala mu apport si réew bi te si nguur gi nekk ko di xalaat yu noonu
jërëjëf docteur Ismaila Ceesay xam naa dinañ dem ubbi line yi nag ci 7886966 7886966 wala 9000 ci kanam dinañ door di jël lines yi jël calls yi nga xamante ne ñoom ñoo seetaan ci TV bi dañoo déglu tamit ci radio bi su ko defee ñu dem seeti leneen loo xamante tamit yaakaar naa ne lu am solo la ci réew mi mu juróon nag coow fan yële weesu ndaxte am na coppite bu am buñ sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko ci justice ministry bi ndaxte honorable Bah Tambadou moo nekkoon justice minister bi ci biir réew mi waaye nag fan yële weesu bi noonu nañ ne dafa tekki am na mbal tànkam ba jamono ji njiiti réew mi di président Adama Barrow tànnaat na beneen justice minister bi nga xamante ne mooy jiite lu aju ci wàllu luwaay yi ak atte yi ma bëggoon a xam rek yow sa gis-gis ak sa njàngat ci wécceeku yooyu am ci buntu boobu. mooy loo xam ne la man Bah Tambadou liggéey na fi liggéey bu rafet moom moo commencé transitional. asalaamaaleykum xeka kola waaw asalaamaaleykum ñu ngi lay dégg. waaw ñu ngi déglu programme bi pour rafetlu bu baax. jërëjëf. waaw lu ma nekk di advice si ndaw yi mooy. da ngay bàyyi seen xel ci produit. waaw parce que gars yi dañu doon nekk di use. waaw ñu nekk ci kaw yoon bi ñu dóorante ñeneen sax ñu fa day kaasa seen bakkan. ba pare dañu nekk ci lu leen leen njëriñ dara. waaw daanaka ñoo taxaw si dina bëgg loo xamante ni. dañ nekk ci suñ toogee ba pare dañ laa def loo xamante ni ñu bëri la sax. ok. waaw. dañ nekk ci rek tëggu ndaw yi. ok. ñu lay opération la. boo yaa ngi fii ñu dem ñu ñebe maçon yan kër gi ñu ngi seen doole suuf loolu yëpp bokk nañ di ñuy toog ñuy seetaan. ok. am na lu nekk lu rafet. jërëjëf thank you very ñu much. ci lay soxla. jërëjëf. dama daan bàyyi seen xel bu fekk jéem ci nit ñi ñu taxaw di caagawante mu wala ñu rek mu joxala nga ñàkk sa bakkan. ok. xam nga am naa bàyyi seen xel daal ñu toog seen kër yi mu bàyyi leen jaay def seen sant. jërëjëf thank you very much. jërëjëf thank you very much dañuy jaajëfal koola ma bëggoon rek ñu téyelagum koola si rek ba Mr Ceesay tontu ci lecte bu am solo boobu aju nag ci buntu bi lee mu di justice ministry bi. waaw justice ministry bi moo gënoon a am solo si transition bi parce que mécanisme yoo xam ne moo war a dimbali transition bi yëpp si buntaam la moo jaar mooy TRRC bi mooy CRC bi mooy Jaane commission bi kii yëpp te commencé nañ liggéey boo xam ne liggéey bi rafet na ñu doon jublu si transition bi mooy naka la ñoo def ba lu xewoon lu xewaat pour ñu xam lan moo xewoon ñan ñoo def erreur ñan ñoo def ñaawtiif ñan ñoo si gën a sona yan institutions ñoo fiil suba ñu mën a xam naka la ñu mën a jubloo Bah Tambadou commencé liggéey bu rafet waaye nu mu demee ba si digga mu bàyyi loolu man dama ko ñaawlu parce que moom waroon naa dem ba jekkali liggéey bi den su bëggee bàyyi mu doog a bàyyi fekk liggéey bi jekkali na waaye doo mën a commencé di sampa kër nga dem ba kër gi fu mu nekkee dara desul pour ñu ruuf ko def finishing nga bàyyi ko nga dem sa yoon. moom waaye gën cee bëri ci réew mi dafa am ñu bëri rawatina opposition bi sax dañ doon ŋàññi honorable Bah Tambadou ñuy wane ne nu muy defee liggéeyam daal baaxul mënut a yore place boobu. waaw loolu mooy politique loolu mooy liggéeyal ko. waaw yow sa gis-gis Bah Tambadou is the right person for that place. moom comme que moo ko commencé xam nga dem nañ ba am yaakaar si moom jël ko si njëlbeen bi mu commencé ko te gis nañ ne buñ ko commencé ba pare luñ bugg a si transition bi yëpp moom si côté am mu ngi koo def te ñu ngi si am jëm kanam war na ko continuer. soo nekkee si soo liggéeyal sa réew nekkul ne bànneex bi rek nga see xool mooy moto beeg tukki non waaye foog na ñuy ŋàññal la mooy foog nga accept ko loolu moo ànd ak liggéey gi yow léegi pour nga rusloo ñu laa ŋàñña mooy ne nga def liggéey ba pare nañu gis na sa liggéey rafet na suba ñu la doon ŋàññ ñëpp dinañ ñëw di la jiikalu nañ xam liggéey nga waaye moom warta diggalu ñu noonu parce que mooy soo liggéeyal réew public service noonu la mel dañ laa saaga dañoo saaga sa maam nii dañ laa jam sax dañ ko dee gis kon mun na war na focus mu liggéey ba mu liggéey bi jeex ñu gis na Bah Tambadou de liggéey la liggéey bu rafet waaye fu mu nekk nii lii mun naa féel parce que nu mu ko commencé ba léegi su féelee moom na jël responsibility for it parce que moom mooy brain child bi moom moo ko understand moom moo ko commencé yëpp lu moo dox yëpp moo ko doxal waroon naa man suma gis-gis mooy ne waroon naa doxal ba mu jeex su jeexee mu ne Gambie ne fu mu nekk loolu ma santoon def naa ko pare naa TRRC baa ngi nii lii ak lii lañ si am dam CRC baa ngi ni am nañ constitution bu ees waaye fu mu nekk constitution bi sax mu ngi si ngelaw xamuñ ndax dina jàlla ndax du jàlla TRRC bi mu ngi si ngelaw xamuñ ndax victimes yi
dinañ am justice or not ndax ñoo xam ne ñoo bear the greatest responsibility danañ face justice or not so ñëpp a ngi taxaw ñëpp a ngi si digga bi dara moo sootee ngut moom dafa commencé sootee ngut mu bàyyi man loolu laa ñaawlu. te yaakaar nga ne Bah moom mu ngi doon def liggéey bi ni mu waree. Yes, obviously am na weakness yu fi nekk waaye doo expect a perfect system parce que Gambie li mooy first time ñuy def lii te soo def dara first time di ngeen def ay mistakes waaye si man jubluwaay bu ñu doon jël at least form nañ institutions yi dafa teel pour ñu wax ne dafa feel on parce que still mu ngi on TRRC baa ngi still on CRC baa ngi still on ak yeneen soo man si ma waroon nañ ko benefit of the doubt ba mu jeexal ba pare si lañ ko mën a jox su jeexalee ba pare si lañu mën a seet ndax liggéey bi luñ ko sant def na ko na defut ko waaye léegi si diggan yi mënumaa wax ne ndax dafa fiiloo soog si xam naa ne daal ñu ngi doon dem CRC baa ngi dem on ñaa ngi testify ñu ngi xam luy xew ñu ngi am records of luy xew before CRC bi fu mu nekk am nañ jubluwaay boo xam ne at least draft bi pare na mu ngi parlement at least yu yëpp jëm kanam boo xam ne la ñun waroon naa ànd ak jëm kanam boobu noonu ba mu gis ne luñ doon ut si transition bi am nañ ko moom si côté am su boobaa su bàyyee dinañ ko wax jërëjëf jaarama ñoo ko gunge sa ba airport su moo ne UN job bu es bu mu am dañ ko gunge ba airport farewell ko ne ko ne jaarama sa liggéey rafet na waaw docteur léegi let's say for example confirm ne dafa am liggéey UN waaye moom bu muy ñëw wax yi mu waxoon ne daf ko jaral mu bàyyi xaalis bu mu doon fayee ko foofu ñëw liggéey ak Gambie léegi ñu dem ba si biir mu bàyyi Gambie war a demaat UN liggéey fa for exemple ndax loolu Gambien si loolu mën nañ ko jàpp seen xel waaw loolu am nga lu Bah moo ko mën a wax lu tax mu def loolu Bah moom ba mënumaa lu tax mu def loolu mënumaa wax lu tax mu bàyyi Gambia mu dem man lu ma sañ lu ma bugga su ma bugga laay wax mooy ne man buggoon naa mu des mu jekkali liggéey bi parce que even though am na ñu ko doon ŋàñña am na ñu amoon yaakaar si moom waroon naa seet si ñooñu waroon naa seet si Gambia waroon naa seet si ëllëg i Gambia parce que TRRC bi su félee amuñ constitution bu ees everything fail loolu is not good for Gambia loolu is gonna be a big setback ndax loolu rek waroon naa tax mu jekkale mu xeex mu gis ne am nañ a new constitution TRRC bi soxi ndax tamit du ay lent ak jafe-jafe yu dox ci digganteem ak nguur gi moo waral mu bàyyi. well nañu wax loolu kon xam nga ñun xamuñ loolu dañoo spéculer rek. waaw parce que ñu ngi laam-laamee xibaar yooyu di wane ne Bah su resign toon dañ ko doon daax. waaw am nga loolu yëpp spéculation la ba léegi hypothetical idea la ñun xamuñ ndax digga la nag digga xëy na duñ ko doon daaxa tamit suñ ko daaxee nag dañ xam ne nguur gi ñoo serious su boobaa ñun nañ xam lu ñoo def nañ xam ne moom du fool tam waaye moom dem na ba resign te bu mu resignut mu toog dafa ne dama bàyyi liggéeyal suma réew maa ngi dem liggéeyal UN mooy won ne moom boppam la gis ci réewam te man su ma sañoon mu gisoon réewam ak saaga bi ak xaste gi ak taw gi ak nawet bu courant bu dul am ak métit gi na gis réewam mu liggéey bu xam ne su paree history moo ko jooj nañ ami time nag dinañ binda ñun suñ history nañ ko binda mooy taarixi Gambie nañ ko binda suñ set yi dinañ read history book bi te moom su jekkali woon reforms yi turam dina fa nekka ne kii mooy koo xam ne moo def reforms yoo xam ne moo ñu isil démocratie bii nii waaye nu mu bàyyi ne history book bi ne dafa dem ba affaire bi xëj na waaj a sotti mu métti sotti wut sax parce que sotteewut mu daw mu bàyyi waaw te loolu loo xam ne history waaw man tuuti rek lu ma bëgg a wax foofu soriwut ndax du comme sa gis-gis daal ndax du laab si amoon si digganteem ak président parce que léegi président bi def yoo xam ne leste dafay mel ni ku amul legal advice koo xam ne dañ ko xelal sa affaire si lu aju si wàllu yoon te moo si dañ dee wan ne loolu su doon développe countries la ni comme président bi sax mën nañ ko éppi parce que président bi def na fi jëf yi bari nga xam ne ñu bari dañ gom ne méngoowut ak sartaluwaa te loolu koppa nañ si coow ki nga xam ne moom mooy Bah tamit loolu yëpp dafa ànd ak liggéey bi loolu la waxal nii man Bah tamit du nekkoon fa muy hold président bi to account mu ngi koo challenge mu ngi koo soit si yoon moo ma ginal ñuy si koo xam ne dafa ñu nekk property président bi loolu moo baaxul pour Gambie man su ma nekkoon Bah tamit ma gis ne ñi seen jubluwaay de mooy pour jalgati transition bi ñi amatuñ interest ci transition bi su ma leen bàyyee ak liggéey bu ma def nii dañ ma koo yaaxal ma des fa bañ ma daaxa sax Gambie ni xam ne man de xeex naa bañ ma daaxa moo gën dan may bàyyi ñu ngi ko jox koo xam ne léegi kooku dafaa ñëw luñ ko waree mu daw def ko parce que loolu la nguur gi bëgg gis nga agenda nguur gi ak ñun suñ agenda Gambia réew suñu réew agenda dafa utee nguur gi seen agenda mooy naka la ñu mën a yaagee si power bi loolu moo tax bés bu nekk ma gis yoo xam ne daf ma di jox xol bu naxari si dëkk bi daf ma di depression bés bu nekk ma gis ñu ne ñu ngi si coronavirus restrictions ñuy pare di extend state of emergency nu mu leen neexee waaye every day seen doomi parti ñu ngi campagne ñu ngi def gatherings yoo xam ne duñu def benn social distance loolu si ñu ngi taaju di ñu
tooñ ñun waa Gambie di ko génne fu nekk di tooñ ne te Bakau lañ nekkoon te fi lañ nekkoon di campagne ñu gis ne tey jigéen yu nekk ak Kiyang dem naa Kiyang ma dem si benn garden Tankulaar fekk jigéen ñi seen garden amuñ dox teen sax amuñ ko jigéen ñi ñoo doon gas teen soo ayee yow jigéen yéen laa takka sa ndigga bi ñu dugal la si biir teen bi ngay gas ba àgga sa level nga génn ñu takka yu boo keneen waaye lu ñu def léegi ma gis keroog NPP jënd boos ñu ne da boos bi dañ ko den campagne ji Kiyang pour jigéen ñi Kiyang yi sànni la loolu saaga la yow maa ngi ni solandoo pour suma garden pour dundal suma doom joxloo ma teen boo xam ne dina mën a jar boo xool $200,000 si rek waaye mu nga ne ñene boos ay millions pour ñoo campagne suma dëkka pour ma sànni la carte loolu moo tax Gambie dañu war a eewu léegi parce que mënuma understand naka ngaa demee ak ay moto yu cher ay pick-up yu cher ay boos yu jar ay millions dem campagne yi Kiyang wala yeneen kuréel war a fooñi yoo xam ne tey nit ñi sax ndox bu ñoo naan amuñ ko lekka bu ñu lekk amuñ ko waaye di nga mun a isi oto yu cher yu pour ñëw ne ma ne sànni leen ma karta loolu politicien bu ko def nit ñi dañ la war a rité si dëkk boobu noonu sax loolu moo dut yoon si dëkk bi kon nag xam naa su ko defee ñi ma dañuy dem rek jëli ñu nekk ci line bi ci 788 6966 788 6966 wala 9000 966 9000 966 nag lu des ci waxtu bi ci programme bi ñu daal di ko may koola si su ko defee ñoom tamit ñu daal di kool bokk ci waxtaan yi am solo yi nga xamante ne ñu ngi ko seq ak docteur Ismaila Ceesay ñu jël kii ci line bi asalaamaaleykum hello Kola hello asalaamaaleykum hello Kola hello ñàkk nañ koola boobu noonu su ko defee benn tey rek bu fekkee ne am na ñeneen ñu nekk ci line bi rek ñu dugal leen ci 788 6966 788 6966 wala 9000 966 9000 966 mu nekk nag waxtaan yu am solo ndaxte am na fànn yu bari yi nga xamante ne rek laal nañ ko ci waxtaan wi ñu seex suñ diggante ak docteur Ismaila Ceesay waxtaanee nañ nag lu aju ci li nga xamante ne moo nekk démocratie bu ñu am tey fii ci biir réew mi. démocratie bi nag am na ñu bari ñi nga xamante ne ñu ngi wane ne du moom moo fi nekkoon waaye nag ñu bari ñu ngi jooy ne bu fekkee ne nag liggéeyuñ gën ñoo takk suñu liggéey nag dinañ delluwaat fu ñu jógee kàddu yooyu sax dégg nañ ko ci docteur Ismaila Ceesay ndaxte jamono ji nga xamante ne mu ngi doon condamné oolu bi nga xamante ne moom lañ oolu Madi Jobaate nag activiste la fii ci biir réew mi dee taxawu ak yeleefu doomu aadama yi di sàmm démocratie bi ak rule of law bu ñu am fii ci biir réew mi jamono ji nag am na lu dox ci digganteem ak police yi ñu déggoon nag nga yëkkati ci sa kàddu di ko ñaawlu bu baax a baax ñu jàpp ne nag loolu yaakaar naa ne sa warugal la ndaxte yow sa bopp sax victime nga woon ndaxte oolu woon nañ la ci biir réew mi. waaw. waaleykum salaam hello Kola. naam. bismillah jërëjëf bismillah. alkaayla yi jaay nañ seen garab yëpp. waaw. ok jërëjëf loolu dinañ ci waxtaan ak ñu si war a waxtaan. loolu lu am solo la. lu mu wax nii lu am solo la te dañ si war a bàyyi xel daaneel leen guy yëpp te am na lu ñëwee climate change. gis nga suñ daanelee guy Brikama dafa sonal béykat bu nekk ak Kiyang parce que nu mu war a tawee du tawee noonu mooy climate change bu ñoo wax ni tey fu mu nekk nii Gambie ñu ngi jublu lu ñu wooyee environmental disaster. soo gisee ñun ñu judd ñu fekk fi forest suñ génération bu passé ñoo ko defar bàyyee ñu ko fi ñu war nañ koo jël ñu hand over ko next generation waaye ñun ñu ngi koo yaaxa yëpp. ñu jël keneen ci line bi asalaamaaleykum hello Kola hello. hello asalaamaaleykum hello Kola. waaw asalaamaaleykum. sant yàlla bu baax. bismillah. ok
after crisis, we were talking to resign. Then it's okay to the that you know that you get. Okay. Start in so again, that I'm going to see you go Scotland and then you got. You can see you going to design. I'm not but I take the attached and then the day. Wow, talking about Okay, thank you very much. jërëjëf 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 docteur dégg nga kàddoom yooyu mu ne dañ dee ŋàññi ba Tambédou te amul kenn ku ko difeen ci réew mi di wane ne lu moo liggéey bu rafet la loolu moo waral mbokkaami advice côté advice boobu baax na pour mu bàyyi réew mi dem liggéey bitim réew. waaw loolu mooy xalaatam te Gambia képp ñëpp am nañ seen ku nekk am nga sa right sa xalaat loolu mooy xalaatam waaye xëy na man suma xalaat dafa uti ak xalaatam parce que man dama gis ne ñun waruñoo di fen ba Tambédou suñ ko wax ñu resignal ñaata Gambia ñoo nekk Gambia 2.3 million to 2.4 million ñaata nit ñoo ko dee wax resign su bëree bëri benn la ñaar so it means ne the rest waxuñ loolu noonu so warta déglu waxi benn ñaari nit wata tam mu bàyyi project boo xam ne moo di most important project si history Gambia te sax olof dañ ko dee faral di wax ñu ne ku boot golo bukki ku boot xaj bukki bow la ku boot bukki kañ xaj bow la loolu dañ ko dee faral di dégg kon nag yaakaar naa ne boo ñemewul coow daal am na yenn place yi buñ la ko dénkee daal doo mun a dem am nañ keneen ci line bi asalaamaaleykum hello Kola. waaleykum salaam. waaleykum salaam. jërëjëf bismillah. mooy. lu wér lay wax dëgg. dëgg dëgg jërëjëf jërëjëf thank you very much jërëjëf Aliou waxtaanam bi rafet na waaye dafa war a xam ne man bitim réew laa nekkoon man ndaw laa comme ndawi Gambia dama jeexal school aw ma liggéey fi nga université amut su ma laatee boo naka demee bitim réew pour tekki parce que temps boobu loolu la woon is da nga wàcca nga am mbokkab nguuri PPP utal la liggéey wala nga nekk si campagne naafse lañ naafse woon fexe ba suñu waajur fayal ñu dem ci Europe pour dem liggéey tekki pour ñu mën a tekki ñu dem gis bitim réew nu mel gis na bitim réew dañ tekki te xam-xam moo leen tekkiloo ñu ne xaaral ñu ut xam-xam te suñ ko amee ñu ñaanal yàlla soo mee xam-xam dañ bëgg a delluwaat suñu réew su fekkee ne bëgguñ suñ xam-xam du njëriñ réew mi kon ñun bu mu ñu njëriñ ñun ñaan yàlla mee ñu xam-xam buñ mu ñëwee tubaab bi ne lañ toog leen fii ngeen liggéey ñu ne déedéet man maa ngi dellu suma réew bu ma ñëwee tammi yaa jàmme la woon ma ne man suma xam-xam bi fan laa ko mën a dugal mu njëriñ Gambia ma ne si université bi dem jàngal xale yi jox leen xam-xam parce que dina amee jamono dañoo liggéeyal réew te sooy liggéeyal réew dafa da nga soxla gànnaay la mooy gànnaay mooy xam-xam ñett fukki at maa ngi liggéey si université di jàngal xale yi pour leen pareel pour ëllëg so ñu suñ xam-xam foofu lañ ko doon dugal te su ma ñëwoon ma mee la 1 million dalasi su ma moon 100 million ma mee la 1 million da nga koo jeexal waaye su ma la joxee xam-xam da ngaa dee ak xam-xam bi te xam-xam mooy loo xam ne soo dee kenn mënu ko jël sa bopp dañ la koo suule ak moom waaye sa xaleel sa alel sa lal sa moto bu rafet sa suñ laa dem suuli sa duñ la ko fa di dugal pick up lañ dee jël dugalal la foofu noonu loolu moo tax ñun buñ demee Europe ñaari option la woon nga wut aleel waa nga wut xam-xam ñun ñu ne dañoo ut xam-xam parce que Gambie xam-xam la solo pour mu mun a tekki buñ ko amee tamit tooguñ fa pour tekkee foofu noonu ñun ñëpp si ne fan fu ñoo liggéey dem jàngale ji mënoon nañoo liggéey dem nekka bugg a nekka ministre wala liggéeyal yaa jàmme déedéet dañoo dem liggéeyal nekka ticca jàngal xale yi jox leen xam-xam bi tàggat leen paral leen pour suba suñoo liggéey réew mi te loolu moo jot léegi fu mu nekk nii nu ma ko di waaye rek 65 Gambie dañ vote pour ñu am indépendance pour ñu am suñ boppa 2016 dañ vote pour démocratie
2021 dañoo vote pour développement parce que su fekkee développement amut independence bi ak démocratie bi du am njëriñ loolu moo tax léegi fu mu nekk nii tamit na pour ñu liggéey ñu Gambien yi wax ak ndaw yi ku nekk a jóg fu mu nekk ñëpp a war a jóg parce que génération bi ñu war a liggéey pour nekk génération buñ torox ñun suñu liggéeyutee suñ doom bi dañoo ñoo torox comme ñun dégg nu ñoo toroxee si réew mi so loolu moo tax lu am solo la pour gars xam ne ñun nekku ne wax rek lañ fi di nekkee ñu ngi liggéey di joxe suñ xam-xam buñ am si université ñu ngi ko def fukki at ñu ngi ko def te kontaan nañ sant nañ la tey bureau buñ duga rek dina fa fekk koo xam ne kenn koo xam ne jàngal naa ko jaar na suma loxo loolu lu am solo la yaakaar naa ne xam-xam moom boo ko amee nga bokk kook askan wi xam-xam boobu day gën a yaatu te day gën a dimbale réew mi su ko defee ñu dem jëli fiw koolas rek bala ñoo tàggatu asalaamaaleykum hello Kola sant yàlla bu baax jërëjëf bismillah na lan nañ bàyyi Adama Barrow dem ok jërëjëf mu ne ngeen may Adama Barrow am na 5 years mu ne yow wax nga wax yu rafet waaye ndax loolu nga wax buñ la joxee réew mi di nga jëfee sa kàddu yooyu am nga nit ku nekk loo bàyyi gannaaw lañ la di seedalee ñun dañ jóg pour liggéey réew mi ñun su dee leneen moo tax ñu dugga si politique duñ si doon dugga su dee alal la wala tur duñ si doon dugga parce que loolu taxul ñu jóg dañ jóg pour liggéeyal réew mi te ñun ay ndaw lañ ñun am nañ ba léegi ndaw lañ daal sant yàlla waaye dañ gis tamit ne réew mi nu moo demee suñ jógutee ñu dimbalee liggéey réew mi si musiba la ñoo dem waaye gàmma wala leen nag gàmme ni xam ko nguur bu fi nekk right now boo ma la beneen 5 years de beneen every day Gambia ngi dellu gannaaw beneen 5 years moom boobu musiba la moo nekk pour Gambia maa laa wax ne every minute bu nguur gi toogee fii ñu ngi dellu gannaaw ñu ngi su dee pax la ñu ngi gën a dugga beneen 5 years moom boobu musiba la pour Gambia musiba bu mag a mag a mag nguur gi suñu leen wóotalee te beneen 5 years boobu Gambia musiba la pour Gambia parce que ñu ngi yaax lu nekk ñu ngi jaay risaaf laan yëpp xale suñ ñëwee duñu fi fekk laan environnement bi ñu ngi koo yaaxa liggéey yooñu corruption baa ngi bari incompetence baa ngi bari dara lan ndax health sector bi doxut education doxut yoon yi dara baaxu si dara amuñ benn plan gisuma benn plan dara laa gisul benn plan nit da nga am plan nit ki da nga am plan soo ew suba sax balaa ngoon nga ne man lii ak lii laa def before 12 between 12 ak 4 lii laa def waaye national development plan ba ma waaye tamit ma leen national development plan ñu ne 2018 2021 la ñu si ban ya ñu si 2020 da nga nekk si yàlla da nga gis dara leena won ma leena la national development plan da nga gis benn ñaata youth la gaa employé bu ñu toogee bi ñaata youth la government ne ñun depuis bu ñu toogee bi léegi employment is youth won ma ko ñoom ñu ne yëpp projet bi daal ndaw yi boy moo gën a yëpp projet boobu noonu du projet bu serious nit ki doo outsource sa development góor gi moo war a am seen plan for the young people of this country duñ ko jox en third party pour mu amee seen soo yow sa doom yi seen ëllëg doo ko jox keneen mu amee ko yow sa bopp yaa am sa plan ne suma doom yi lii laa bëgg ñu jublu si soo fàttee ma affaire yëpp government bi every day buñ nekkee in power Gambia mu ngi dellu back beneen 5 years moom bu musiba la waaye est-ce que fooguloo ne chances are high ne président Adama Barrow mun naa am ndam ci 2021 presidential election si wala xam nga loolu si yàlla la des ak si Gambia nii waaye ñu ngi wax Gambia nii ne na gaa ibbi seen buti ñu xool bu baax ne luñ promise yëpp depuis buñ ñëwee defuñ si dara coalition manifesto bi dañ ko tegee boor agenda bi ñu sànni ko si biti képp ku def loolu mun loo ko óolu képp ku ñëw mu lu mu la wax yëpp gisuloo si dara kon kooku naka nga ko óoloo su ma ñëwee te ma ne tey booy tey dama laa jox añ jox la reer dëggu di joxuma la dara ñu jël suñu last call rek su ko defee ñu dellu si waat ci studio bi tàggatoo asalaamaaleykum sant yàlla bu baax bismillah waaye alhamdulilah ñu si alhamdulilah jërëjëf bismillah ok maa ngi rafetlu si waxam ne Moussa dama ko am benn si lan ñu seen ba pare ñu déglu ko li ngay wax ñu déglu ko li ngay wax bàyyi xel si lu muy sañ wax ok Adama Barrow moom nguuram bi bon soo féeree dafa njëkk a xool
élection bi. donc boo su mun a dina ko réew mi. donc kon nañ ubbi suñ bopp ñu ubbi suñ bopp ay déglu déglu ñu leen. ñu seet beneen gouvernement bu nga di sampal si réew mi. ok moo xam moo ko yóbbu réew mi ci kanam. jërëjëf. donc ñun béykat yi luñ engrais ñu suñ koo am. parce que léegi engrais bi pour indi sa bopp baara béykat yi ñu ngi toog fekk engrais bi mënuñoo am engrais. donc anti Gambien. ok. donc after loolu. waa Tandil. waa Tandil bi dëgg la du docteur dëgg la waru tamit waaye dafa gis boppam. loolu ci borom xam-xam la. ok dañ lay gënal la ko mu bàyyi place am di jël liggéey Gambia. te liggéey bu rafet la liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk dañoo tànn bu fekkee mënu ñëw bitim réew mi ñu xam ne ñu cooxal doomu jàmbur. ci biir réew mi lay ñaanal ñu méntaan di ko xam di ko saaga. soo benn action jëluñ ko si dafay bàyyi mu dem. ok. dañu leen war a noppi. ok jërëjëf. jërëjëf thank you very much ci kàddu yu rafet yooyu noonu rek mbokk yi. su ko defee nag xam naa dañuy dem rek jëli suñ laas koola rek ñoo tàggatoo ndaxte Lamine Menga mu ngi ma signal di ma won ne fi mu nekk nii nag time bi jeex na takk waaye bu fekkee ne am na keneen ku nekk ci line bi rek ñu jël ko rek bala ñoo tàggatoo asalaamaaleykum hello koola. sant yàlla bu baax. bismillah docteur mu ngi lay déglu bu baax. jërëjëf. waaw. hello. kooku lu am solo loon wax yaakaar naa ne li nga wax ci jaar-jaaru Rwanda loolu nag foofu la bëggoon a ñëw moom dëgg la Gambia moom wax dëgg neex yàlla bu fekkee ne Rwanda mun nañoo génn ci jafe-jafe yi nga xamante rek moom lañ bàyyeekoo bañ tey ñu toll fi ñu toll tey loolu du kàddu docteur Ismaila Ceesay wala kàddu keneen sax saa su ne ñu wax leen ko ci suñ plateforme bi fii de Gambia war nañoo topp ci tànku Rwanda ndaxte Rwanda génocide moo fa nekkoon Gambia fii sant yàlla amuñ fii lu toll ci 1 million nit ñu faatu waaye foofa ca Rwanda lu toll 1 million nit faatu nañ ñu bari bàyyi réew mi yàqu yaxeet waaye Paul Kagame bu mu ñëwee nag daal dina liggéey ak ñi nga xamante ñoo nekk doomu Rwanda yu baax yi ñu am Rwanda ci seen xol yi ñu fekk gis ne tey génne nañ Rwanda ci jafe-jafe yooyu asalaamaaleykum hello Kola hello yaakaar naa hello waaleykum salaam bismillah ñu ngi laa dégg xam naa dañoo am jafe-jafe ci control room bi rek pour jël call si waaye fa mu ne nii nag fii la ñuy bàyyi call si rek dellu si waat ci studio bi rek su ko defee Omar ñu jox docteur Ismaila Ceesay kàddu gi su ko defee moom tamit mu tàggatoo ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci teewaayam ci programme bi di suñu réew ndaxte buñ ko woowee bàyyi na lépp lu mu doon def mu ñëw uyu si ñu bokk waxtaan wi seq waxtaan wi ak Gambien si mu doon loo xamante ne it yaakaar naa ne dina njëriñ réew mi njëriñ doomu réew mi. waaw waxtaan yi rek moom moo si am solo CA ideas askan wi dégg kàddu yi nga xam ne ñu mel ni moom ñu ngi koy wax parce que am na solo bu baax pour ñu éer nit ñi si wàllu politique bi ci réew mi parce que politique bi moo demee dégg-dégg dafa jaal askan réew mi waaye bala ñoo dem rek just benn question rek laa lay laaj thème bi nag dem na seedu waaye gis naa ne tey dafa mel ni dafa am coow bu am si National Assembly bi si affaire yi benn bill boo xam ne table nañ ko foofu mooy affaire yi chairman yi bu dee dàq nañ ko si political party ndax war naa am affaire yi Sirifo Sonko la nag ba den gis naa ne moo ekkati coow bi tey parlement bu dee dàq nañ la si political party bi ndax war ngaa mën a ñàkk sa toogu bi nga xam ne moom nga amee tey jii loolu jur naa coow fële ca sa National Assembly yow lan moo si nekk sa gis gi ndax ànd nga si wala yow xam nga loolu noonu man jarut ma ànd wala ñàkk si ànd dañoo seetlu luwaa bi wax Gambie dafa am ay sarta yi nag ñu dem seetlu sarta yi wax local government act bi am na lan la local government act bi wax man lu ma suma xam-xam bu ndaw si loolu du jànguma luwaa waaye dama understand ne si ak bu fi nekkoon si luwaa bu fa nekkoon suñ la daaxoon si parti bi doo ñàkk sa place waaye digga naa nguur bi fi jógee dañ amend dat part ne suñ la daaxee sa parti bi da nga ñàkk sa place waaye léegi dafa des léegi ñu dem seetlu luwaay wax ndax benn nuñ ko daaxee méngoo na ak loi ak tamit su fekkee ne daaxaa bi léegi méngoo na ak loi ndax sarta bi lan la wax ne suñ la daaxee si parti bi da nga ñàkk su dee loolu la
kon by election rek mooy am so na gaa seet loi bi lu ñu wax ñu doxale ko. kon loolu seen na docteur ñu ngi lay sant di la gërëm si sa teewaay ci programme bi ak li ñu nangul ñëw wuyu si yóbbi. kon nag mbokk yi docteur dañ lay jox kàddu gi rek su ko defee nga daal di tàggatoo mbokk yi docteur Ismaila Ceesay moom lañ am fii ci biir studio bi nag ci waxtaan yooyu su ko defee dañ koy jox mic bi rek mu daal di tàggatoo pour yéen ñuy seetaan ci télé bi ak ñu ñuy déglu ci radio bi ak ñu ñuy topp ci Facebook live bi Mr Ceesay ca bu jëtee bi. suma kàddu rek ñaar la rek ne wax ne nangur bi bàyyi xel ndaw yi ak ñu niwi doole si dëkk bi parce que astuma suñ liggéeykat yi sonn nañ si dëkk bi ñu ngi leen a liggéeyloo di leen fay loo xam ne amul njëriñ na gaay seet seen biir ndaw yi na gaay seet ndaw yi naka la ñu leen a engagé pour ñu mën a productive parce que tey looy gis si dëkk bi dafa urul ndaw yaa ngi fu nekk suñu xale yaa ngi fu nekk kenn xamul dëkk bi nu moo demee kon na gaay seet loolu am proper stratégie naka la ñu engagé suñu ndaw yi souvent ndaw yi ñi dem liggéey wala ñi dem xëy et pare ñu seet ñoo xam ne ñu ngi liggéey ñu bàyyi exploitation bi ñu leen a exploit si hôtel si bitik yi foo dem ñu ngi laa liggéeyloo ñu ngi laa fay loo xam ne amul te gap between the rich and the poor su paree si réew mi rek daf day jaaxal réew kon na gaa seet naka la ñu mën a defee loolu di leen sant leen gërëm di ñaanal déglukat yi yàlla ñu yàlla may tawfiq yàlla def jàmm si réew mi parce que jàmm mooy lépp lu ñoom bébét yëpp su jàmm amut duñ si mën a jot kon yàlla jàmm sax si réew mi di nuyu waa Star TV déglukat yi di leen wax jërëjëf di nuyu képp koo xam ne yaa ngi feebar yàlla may wér ñu nekk si prison yi yàlla na yàlla jàppale ba luñ def ñu rëccu ko suba suñ génnee ñu nekkaat good citizens di wax nguur yi tamit ne dañ bàyyi xel prison bi prison reform promise nañ ko fi defuñ ko fi te ba léegi 3 years down the line 4 years prison bi is one of the worst prisons in Africa loolu loo xam ne war nañ koo seetaat ñu seet suñu prison yi am na prison yoo xam ne ñu ngi mile tout xamul sa lu leen fa yóbbu seen file dafa riir dañu war a demaat defaat reform bi seetaat ñooñu noonu def inventory ñoo xam ne waruñu fa nekk ñu bàyyi leen defaraat prison si suba parce que ñoom tamit prisoner yes def nga ñaawteef waaye sa ak sa yële mën nañ ko mën a respect di leen wax jërëjëf. jaajëfal ko bu baax a baax rek docteur Ismaila Ceesay moom nag moo nekkoon suñ guest fii ci biir studio bi seen programme yi suñu réew altine bu jot fukki waxtu ak ñaari jàppa jëm benn waxtu ak genn wàlla ngeen di si ànd ak Seydou Camara ak Omar Tunkara Sultan Real Estate nag ñoo dépassé programme yi ñu ngi jaay ay pàkk fii ci biir réew mi boo soxlee dëkkuwaay bi nga moomal sa bopp fexeel gisee ak Sultan Real Estate mbokk yi dinañ dellu si waat ak yéen ci programme bi di suñu réew altine lay doon incha allah bu si yàlla àndee su ko defee dañuy jaajëfal ñin jàpp ci caméra bi rek mu di Lamine Menga ak ñi mu àndal Basirou ak ñoom Samsidine yëpp ak Rohi ñuy jaajëfal tamit ñi ma ko lii ci biir control room bi mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaam